international la TV Saloum avec la présentation de Commando by Abdouba ñu ngi leen di siyaare di leen nuyu bu baax a baax di nuyu aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent qui nous regardent partout dans le Sénégal voire international. Nous sommes sur la télévision TV Saloum et comme d'habitude cette émission Univers Hip Hop comme on a l'habitude de le faire tous les samedis aujourd'hui aussi c'est samedi ah et tey nag mu nekk benn émission boo xamante ne c'est spécifique parce que aussi dañuy def les deux à la fois univers yi xam sa talent am ngeen habitude par samedi ngeen di am xam sa talent bi mais tey nag dañu mélanger les deux à la fois pour jox leen aussi l'innovation et di bëgg gars yëpp di leen siyaare bu baax a baax encore di commencer par le DG de la télévision monsieur Famara Niassi l'homme de Thiokosin ñu ngi koy bëgg bu baax a baax Famara le PDG de Cœur de Ville le PDG du CCBM monsieur Serigne Mboup aussi ñëw na fi tey ci suba ñu ngi koy siyaare bu baax a baax di ko bëggee di bëggee aussi Mbaye Ngom aussi le DG de la Cœur de Ville monsieur Mbaye Ngom aussi ak équipe bi nga xamante ni aussi président Serigne Mboup ànd na ko fii équipe bi yëpp ñi nga xamante ne tey ñëw nañ fi ñuy rendre visite monsieur Sadakan quand on parle de Sadakan aussi suñu xel day dem ci RTS monsieur Sadakan aussi ñu ngi koy ziare di ko bëggee bu baax a baax encore di bëggee aussi équipe de la régie ku mel ni ñoom Mbaye kii Mame Cheikh ñoo fa nekk tey ñoom Fripi ñoom Djili ñoom Ndiaga ñoom DJ Nguer gars yi nga xamante ni aussi ñoo nekk régie ñu ngi leen di ziare di leen bëggee bu baax a baax di bëggee ñëpp et comme j'ai l'habitude de le dire yéen a ma gën a naw yéen a ma gën a xam l'émission qui fait à la une l'émission qui cartonne c'est Univers Hip Hop c'est xam sa talent ça c'est de la culture urbaine tey nag ma am spécial ñaari jeunes yoo xamante ne war naa leen dalal war naa leen invite ñu waxtaan tout ce qui touche la culture urbaine di leen bëggee bu baax a baax di leen siyaare mais fàttewuma aussi sama monteur yi nga xamante ne ñuy monter à chaque fois Mister Dalmeda xam ngeen xam sa talent bi Dalmeda moom moo koy monter à chaque fois moo koy bëggee bu baax a baax ak caméraman xam sa talent bi mu nekk Mister Jibi maa ngi koy bëgg bu baax a baax ak Motouré mooy ñaari caméraman yi nga xamante ne à chaque fois bu ngeen di gis xam sa talent bi di dóob di nice ñoom ñoo koy jël kii nekk ci ginnaaw xam sa talent bi di monter affaire yi mu ngi tudd Dalmeda les génies l'incontournable dama leen di jox benn cypher boo xamante ne quand on parle de cypher ñaari cypher laay joxe benn bi Dib la ak Ngaka ak Senzela ak Mario ak Karbala ngeen déglu cypher bu baax a baax ngeen suivre après dinaa ñëwaat ci beneen cypher boo xamante ne c'est ici à Kaolack let's go Mame Cheikh si tout est calé ñu dugg town let's go. Galsen Hip Hop Awards 2015. This is the Cypher Part 6. The People's Champ Cypher. This is real as it get. Word up. For Luz D1G, Senzala, Akhlou Brick, Mario, Ngaka Blende, and Deep Tundu Gis. Shout out to Elzo Jamdong, I see you boy. Sorano Abuda Juge. Let's go one time. ay ca ñu dem mbedd daara maa ngi kokki Cypher ñu dem lyric si king waxaat ko mbokki yow yar yedd yeetal sama xala mu nar la yéegal maa fi dàqa rap ku ko gëmul dinaa la téegal du motif wuñ ma kolee da ngay siisu naa la jéegal jàpp rap bi yëngal gësam nee ma milka ñi déggul wolof rock si philosophie est-ce que sit nga man temps wu MC Lida rapa joppi phrase man PBS daara ji tax ma gën di crash man jiitu sama jamono jomal ci ñi ma gën a njool sama baat ni potolamp amul MC bu ma gën a njool xam ko bu baax mënoo tëb ba sut sa bàmmeel sooy li ma tiiboole ma si yow respect nga ma ameel. Since the beginning we understand hip-hop is not a game while we're digging dip bringing the hit what is the plan would they understand the go ba léegi yeesal ko ñu ñëw this tagger is not for lady ay wa gënal dimbo du ñu yem rek seet nawetaan rap day fëtti frontière job ko ci melokaan jàpp looy tëj sa parentère geruma ñi ko kompagul compétu high level teeruma vol bi rombagul compéti light tëbal landing of the plane tiptoe in the airport hoti seeni plane keep going shit bi lay noot bot flag bi dox ak moom wax ma ku ma sañ a dab ci yéen bul tilimal sa oom naxuma duma sukk ci ndax ci neen passable taxul ma def test teel ma not yu makki minable di feeñ sa geste nga mel ne ko bokk ak makki flap flap every day bla bla many bay high time you shut the fuck up sa gëtte liggéey daax rap ci Galsen kii la Sendela fax na yàgg daax ñi beat bi tàkkale baseline xaajale wax ji martale samay taala si la ram boy ëpp la man boy taagu ci fii la bii gitaare haters yi di xaar ma daanu ma ànd gang boole ci maandu wéeru ci xam-xam ak doole sooru Cypher yi wan la fa sañ-sañ kenn du ma dang xam lu na layer nañ ni njolloor dof ci hip hop bi like doppoor instrumental yi may job dañuy nes si comme or damay plané ni condor sur wala si secteur bi tax ak jéer lu ñu ànd
ànd bokk luñ vecteur may lance ROMC aw ma ci maas jolof ba ca buur ba nga jëlee ko ca néeg ba ca kuur ba luur la borom yuur la xat ne ngay dégg muy tàngal say nopp di fuur comme ñëpp ñëw ego trip generation gettali ñun ñëpp yego sip déggo nga ko xana ba ci sanza déggo deep ki aara la nel mi saara nen bi dee ko keep ne ko pip mu rap nga ni jinne la du man la ñuy cons comme troisième âge bi comme kinne laam am na boy yu mën rap mais waruñ ma ci boole man mag bu mën rap la ma boy di war di xoole fi kenn judduwul seex Mike fàttalikul démb xamuñu rap ba nekkee xale dañ doon daw semb jàngil nga bañ moom nga lay yokk sa papa ëllëg man du mag boy yi ba may rap ñu ngi ci samba ëllëg xadaru tuuti lay sànni ñu xam ni ara mer na jant du xulloo ci tàngalim weer bi leer na man est-ce que damay rap xaw ma lii lu mu fu ma yóbbu est-ce que du beneen job est-ce que du rock jazz R&B est-ce que man taasuma baadu maa ngi ci place mu ma way nit nangu ci pet picc yi siisu one way issue ak charme like ku naan bisu fi gem la fi bët yam la gis nga gis décryptage sama façon inspiration lay joxe héritage ak son juddu seen dëj moo doon tudd imam di xut bu même way ara fresh ara cash misa ara baby ana bes nigga bebes waral way bi Déjà kalama neem xaalam ak kattanam ki yàgga teg lu diis ci rap mbaa danga ko attanam yàgga fight freestyle mu teg ci bakkanam kon boo ma xàmmewul ci game bi miin nga sama xarkanam 2011 lay laaj man la booyu kan tey ënd bi yëpp ko d'accord tax yaakaaru ñëw ci kenn nga ka bee teg lu deep grand yi may seen lakkantaan kon boo may tëkkaleeg booyi comme si danga may cokkataan kamal na si jëmm ba daa mat si tur yi ñu teg man sama rap flow technique maturité day sama neem xàmme ngeen ko kii ñëpp ko coow xëccoow ma king bi gis naa couronne yi di ma xëccoow tàng ni fuur ñëpp d'accord njariñ dugg may Serigne Mbour Serigne Dakar ak Serigne Louga Serigne Zik Thiès Kaolack Ndar ak Serigne Fouta am naa fans bu sant Mbàkke Ñas si laay ak kunta say fa kumta mel ne geng sa di aalondoo te buñ ne xam ngeen bri kenn du sañ wax ni I don't know li may rap du pour man nigga public bi la xaw ma lu may xànju bu may xànju ma big bi la Dire salam, hip-hop Galsen, lève-toi pour accueillir le titan. Je tripe seul, me fais la passe seul, je trouve ça excitant. Il ne voit jamais venir, moi je suis ce but avant la mi-temps. Je me mélange pas, droit d'honneur si tu trouves que je suis distant. Le comparé à moi c'est comparer les braises à la flamme, la baise à la cam, ces petites putes à la femme. C'est tous des petits défenseurs devant moi à la tanne. Vous avez beau faire votre show, moi je mets d'accord tous vos fans. Hey yo, génération buzz, génération Dusty, fichier à hashtag, même quand on chie on fait des selfies. Je fais peur, je suis Freddy quand je les baise. Je suis torride, je suis horrible. Numéro uno, c'est Scarpedi, les coris. Je répète, ma royale dague m'a dit Gringo, sois pas rebelle, tu seras loin devant eux. Ils pourront te voir qu'avec des jumelles. Gringo, tu seras l'élu, t'auras le karma à Bouddha. Quand tu rapperas comme Ross, ils diront tous Alléluia. This is your boy New King aka Kung rabe jabe wow kong gëna dëgër këng pare raak rappe taxaw ñëpp di ma bëgg man ku ma nar a tee sama pap ba ma lay këdd Doudou Ndiaye Rose géwal ci ndënd def rap gëna dem pare fëgg dënn te man fu ma jaar ñu jox ma sama gëdd damay reer rek di dem man mag du ma gëdd ca dëgg-dëgg dama dem ay dëkk te sama tànk fu ma ko dëgg tegg ñeneen sa la bëgg te tracé sama rëdd def tat ni ku naan sëng may papaay kumba gawloo damay laajte kuy fëgg waaw kuy fëgg man may lënd new school jàpp old ñëpp laa sonal ni mënd dugal feegi lëll zongale di tëll man la papa ngaa ko fu ma neex laay tëll boo juddoo di sukuraat dinañ la suuli haat bu la leeree ni tey ngay dee jarul ngay xaru waay pour man ñoom ñëpp dañoo dee kon kenn du ñu fi faat man ñeewuma samay maamiñ daan tàkk bum ci baat man gëwuma Africa Unite kon bàyyi mag samay track yu nice bul wadal sama rongoñ yi yaay kaay dagg sama baat bu gaaw rappeur yee gën a féege 1 milliard foo bi yee féege ni pour ma jaay drogue faaw ma am ni jaayu police ki la wan AOI moo tax nga dagg baag doo fiis kon paakoti baa ma teel a drapeau bi xewi ni dragon yi ni afrobeat iPhone 6 ma la faakoo Alpha Blondy Malcolm X aw ma jotu xaar booy dam koy def droit au beat maa ngi passeport Grand Yoff ma city I love you yaakaaruma la ni sa call may chargé sama bopp xaaruma kenn pour indépendant foog Charles de Gaulle Ok, merci encore.
merci l'incontournable King waa régie Mame Cheikh Pripi mais mu ngi doomam c'était le cypher de Ngaaka Blindé Sanzala Mario ak gars yi nga xamante composé cypher bi mu nekk loo xamante artiste bi day wone li nga xamante ne loolu depuis PADK Abdou Fall aussi AL di dégg balaa boobu dama leen di jox benn cypher boo xamante ne seetaan booy bu baax a baax ñu seetaan gars yi bu baax a baax encore ñu suivre gars yi ñu suivre jeune talent yi ba pare may dugal le bro ci plateau bi mu waxtaan ak moom ñu décortiquer ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk cypher bi Mame Cheikh bu tuutee kale ñu xool cypher bi nouvelle révélation la ay xale yu ndaw lañ nouvelle tendance ñu xaar leen bu baax a baax ñu ngi ñëw ci crème hip hop Galsen nekk na loo xamante ne innovation la let's go sur la télévision TVS Saloum voix internationale. Yeah, alright. This is the cypher number 2. The Kyle and the cypher. Galsen, symbole pay ngay seen. Message à la nation la ñu wax de. Lu tax a jox hip hop la ñu wane. And it's an MC's wane. Caporal from God. J'ai un homme qui marche sa arme sans le bac. Dugg ñu kil njiit bu dëng mooy sa kilifa dëkkee fenn duñ ko wax. neex naa la jolof doxul parti mbuxum lépp jël na raf fa dox bëggante ful te fexe bokk ndabu laax yang ni nga bul toog di xaar datal sa carte jiitu fa prix de shirt 110 buñ la jënd amul fula di nga wàcc duñ ko def seen intérêt rek moo leen ñor kiif ni oto bu paan bu ñuy wàcc di la for beta for from Medina Baye yow bët xam na li bopp attan donte yéen wóol ñu leen foroon ngeen fàtte xam nga loolu yoone wóol élection yaa ngi jub si ñu dalati si beneen étape léegi kenn toogatul ni ko am benn tax si taat ñenn ñi si lekk xaalis ci sa lu ñu ree ba léegi mënuñ topp ne politicien bi daf ñuy ree métaphore la main baatu ñu amul ak ñi am baat ñu dëkkee di jàmbaat laa fi nekkal pour lépp maat NMG from Koutal side ñu lañ bàkkee teranga welcome to Sénégal bamtu askan wi élection nañ ci bàyyi xel 24 février sa carte mooy sa wéeruwaay bu mu la jaral fu gars yi rang pour ami billet bu mu la jaral sànni xeer mbaa di taal pëna bés ba demal vote ji pare dellu sa koona politicien ñëpp a yem sim nga ay golo lañ dig la tey fàtte la suba kenn warul la yéem Lindo Zer from Door Park qui choisit qui nous convainc le plus qui nous connaît le plus qui a l'air plus sincère que les autres mun nga am doole tey suba doole dalay ñàkk nit nite sa garab ba nit dalay alak mun nga jëngu jaayu bu dee rek yaay xalam ëppati dalay alak ni mbur buñ jënal sarax incompétence juróom ñaari at weex nañu xat xool yaa ngi gën di xat lyrics mow from Jalan Side maa leen di ñaanal jàmm ak salaam si at bu bees bi nañu bëggante ngir yàlla te ñu delloo ci xol yi dëkk Bamba ak Maodo kenn musul iñaanante nañu raxas xol yi te juba ñun ñëpp jéggalante samp peace love and harmony ci sunu gaale Galsen xool ku ñu wóolu teg ko fi mu liggéey xool li ñuy seen ñun ñoo yor baatu askan bi tax ñu fiy samp luy feeñ pattal sa bakkan balaa nga respirer xet gi fi xeeñ Kanji boss from Japan dafa jot people bàyyi toog gëm sa bopp wala bopp bu dala fay sa bët ko jigéen xale mag sa gàtt mooy sa baat doon sa askan jiital xel daf ko kàttan lu ma sangu daan peace and love for my nation we from Sénégal West Africa signature face to face Kanji boss la en action doo dem ma des it's all about election hard rock from Rangat déglu leen xaat balaa ko mooy wax ak yéen na ma ñëpp may nopp ma yekku li xeeñ ci gémmeñ daanaka sa lu ci des xam naa ne motul ñaari weer na ñëpp ànd ak dal ak tey pare seen carte guerre bu la dara jaral nga yee fitna si réew mi na jàmm law Sénégal de kenn du ko dal ndax ñaan ñi fi maami bàyyi woon politiciens yi seen i bopp lañ tal balaa ñuy wax nañ leeboon buñ def ndox si seen xel yi dégg ngeen yal the side C'est une émission Univers Hip Hop, on est de retour en force. Ça c'est Cypher, Kaolack Under Cypher et ça c'est la crème underground du Sine Saloum. Tey ki nga xamante ne moo nekk ci projet bi moo nekk ci Booster Boy aussi créer affaire bi aussi di jàppale jeune talent yi ci li nga xamante ne aussi di dawal seen promotion ci Kaolack Under Cypher bi parce que le fait de faire des cypher day créer talent artiste day wone li nga xamante ne moo nekk ci artiste bi day wone li nga xamante ne aussi lyricalement bu nekk artiste bi kale na wala kalewut loolu mooy objectif mooy bii Cypher avec la présentation de Commando by Univers Hip Hop la télévision TVS Saloum international voire national di siyaare gars yi nga xamante ne en ce moment ñu ngi connecté
ak ñi ngeen de paxe toog jàkkaarloog ñun di béggee téléphone bi da ngeen may tuuti ñu waxtaan su ma waxtaanee ak gan gi dinaa amaat keneen ku war a ñëw ma waxtaan ak moom ensuite ma doog a tëjji téléphone bi man ak yéen jusqu'à 16h voire 16h15 ji dañu lay nuyu bu baax a baax ñu bàyyi la nga présenté aussi la télévision TVS Saloum ci émission univers hip hop. salaamaaleykum Kaolack salaamaaleykum commando maa lay siyaar di la bëggee di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi suivre TVS Saloum la régionale ak foo mënta nekk si àdduna xam nga maa lay siyaar di la bëgg quoi man la Djibou Soldier Rap xam nga nekk initiateur u KL and the Cypher maa ngi bëgg ñëpp. Djibou Soldier Rap ji yow ñu xamoon la ci rap gars yi gisoon la ngay rap à un moment donné ñu jékki-jékki gisatuñu la ñu gis la ngay def ay Kaolack and the Cypher et consort di créer ay boy yoo xamante ne dañuy cypher di rap genre affaire demee lu waral nga da nga bàyyi wala daa am looy préparé lu xew quoi ci sa carrière quoi en fait. non du question bàyyi sax du question bàyyi parce que même cypher bii nii xam nga. ça fait partie si hip hop. si hip hop kon donc maa ngi ci biir. non yow sa carrière la wax non man sama carrière xam nga dama reculer rek. mais bàyyiwuma waaw ok looy préparé yan projet am na looy préparé yaa ngi préparé génne benn single wala vidéo wala lan quoi pour sa carrière en tant que soldier rap. solo en tant que soldier. non actuellement wax dëgg na yàlla pour dire la vérité préparé wu ma dara. waaw mais à part cypher bi ngay def quoi. waaw à part sayfa yu may def amul dara loo xamante ne maa ngi koy def quoi maa ngi koy pare si crew wala si solo quoi. en tant que rappeur seen groupe bi ana mu Soldier quoi parce que sànq ku ma invité dafa njëkk a wax ne naa leen laaj Soldier bi dafa tas wala tasul wala en fait lan la quoi. non Soldier Rap mu ngi fi. juste que instant bii nii xam nga temps moo amatul rek. xam nga Khalil mu ngi town xam nga. busy man ma nekk Kaolack aussi tamit aw ma maximum de temps. yeneen gars yi nga xam te ne ñoo nekk si stade bi tamit ku ne da ngaa jàpp quoi loolu la ñu ñaan yàlla xam nga ñàkk temps benn nii. ñàkk temps bi bàyyi rab bi quoi wala da ngeen a amatul talent wala parce que am na ñoo xamante ne dañuy jàpp mais ñu ngi ci rab bi di présent wala instant yi nii da ngeen a toll foo xamante ne da ngeen a rab ba sonn peut-être gisu leen affaire bi ngeen nekk seen ruqu wala parce que aussi am na ñoo xamante ñu ngi rab te teewul ñu ngi business am na ñoo xam ne ñu ngi rab teewul ñu ngi jàng mais à un moment donné Soldier bi gisatuñ groupe bi gisatuñ ngeen scène yi gisatuñ ngeen organiser concert yu ngeen doon def gisatuñ ci lenn quoi ça fait 2 ans voire 3 ans ok moom laa lay expliquer nii nag quoi parce que tey jii nii quoi qu'on puisse dire Soldier Rap képp kuy déglu rap biir Kaolack xam nga Soldier Rap amul fu mu tegul tànkam biir Kaolack fii nii bu fekkee yëngal kese biir Kaolack yëngal nañ ko merci donc dañu gis ne carrément instant bii nii xam nga visé wuñu Kaolack quoi parce que ñun lu ñu waroon def Kaolack pour man def nañ quoi sincèrement donc dañoo war a jéggi frontières yi xam nga wër Galsen ba pare xam nga doog a jéggi frontières yi quoi te loolu lu la koy may il faut que nga reculer pour mieux sauter. ok rafet na mais yow en tant que rappeur underground nga def ci plus de 7 ans voire 10 ans nga xam hip hop bu baax a baax ngay suivre hip hop Galsen ngay suivre lépp quoi pour yow tolluwaay hip hop Galsen fan la toll yow tey boo doon def analyse hip hop Galsen mi ngi avancé wala avancé koo xamante ne connaisseur nga yaa ngi dem ci spectacle yu ne yaa ngi bokk ci ay groupe WhatsApp yu ne ñu ngi lay invité fu ne dans les 14 régions du Sénégal mën naa ne dem nga fa xam nga ci dara pour yow tey boo ñu wax tolluwaay hip hop Galsen loo ñu wax quoi fu mu toll hip hop Galsen dawul doxul day raam ci ban côté la doxut ak ci ban côté la raam bon si côté maanaam tey jii nii boo xoolee hip hop Galsen bu njëkk ba mun naa ne buñ delloo ci ginnaaw tuuti ay 2012 2013 da nga doon gis ne carrément hip hop Galsen xam nga amoon na benn ampleur bi quoi mais tey jii nii bu ñu waxantee dëgg boo xoolee da ngay gis ne carrément hip hop bi dafa baissé wu. amoon na benn ampleur da ngay préciser parce que ampleur hip hop dafa bëri ci album la ci maquette. spectacle da ngay si côté spectacle. si côté spectacle si côté album si côté maxi. c'est-à-dire ay 2002 2006 2004 la gënoon dox instant yi. waaw moo bokkul sax. même Kaolack fii moom. 2012 2013 ba jàpp kii nii 16. si la affaire bi arrêté. day ram quoi mais pour yow lan la quoi luy problème hip hop Galsen lu tax doxul comme ni war a doxee sa hip hop Galsen ñett la affaire yi ñett la quoi primo mooy si DJ yi benn deuxième bi mooy si rappeurs yi seen bopp troisième bi mooy si public bi ok mais tey boo ne hip hop Galsen doxul tey ku mel ni tey ay Ngaaka Blindé di laal ay cachet 1.500.000 Dip di laal ay cachet 1.500.000 te musul am ci hip hop Galsen ay Akhlou Brick tey boo leen wooye ay 800.000 lañu lay wax tey ay groupe yi bu njëkk amutoon nga ne hip hop Galsen doxul te rappeurs yi di ci dawal ay oto ay 4x4 rappeurs yi di ci voyage di tukki di ci am visa nga ne hip hop Galsen doxul est-ce que réellement jàppoo ne rappeur bu doxlewul rek dana hip hop Galsen doxul quoi dafa mel ni hip hop Galsen dafa mel ni tey rappeur bu sa carrière suux rek da nga mel ni ñeneen ñi doxul quoi est-ce que du loolu moo jàpp rappeurs yi jalousie ok bàyyi ma tontu la xam nga da nga ne Ngaaka Blindé ne Dip ne Akhlou Brick voilà la yemal quoi ñeneen ak ñeneen ñu nekk ci ginnaaw ay kër gi et consort waaw attends mais tey jii nii boo jëlee 10 000 nga génnee si
20 nga ne yow jàpp nga ne affaire boobu dox na 10 000 personnes nga génne si 20 personnes kese nga ne ñii ñoo si réussir ñi si des 9 000 et quelques yëpp dañoo kii nii nga ne loolu dox na yow pour yow foog ne loolu dox na loolu doxul commando ñooñu waxante dëgg wala boog c'est-à-dire est-ce que aussi nekkul par exemple ku jóg rap par rapport à ce point de vue parce que tey hip hop bi doo xàmmeeti kii ñu waroon dagg ticket da ngay organiser concert ñu waroon dagg ticket léegi ay rappeurs lañ ñu waroon nekk ay meloman ay rappeurs lañ da ngay dugg ci kër ay junniy rappeurs nga ciy fekk est-ce que nekkul li nga xamante ne dafa bëri ay ñu bëgg a rap ñu bëgg a siiw ñu bëgg a buzz est-ce que loolu aussi rayul ko quoi ñooñu aussi bu ñu doxlewul tax na hip hop bi doxul pour yow du loolu rappeurs ni ñu bëri li pour man dëggantaan affaire bi parce que y a trop de laisser aller dans le game loolu dëgg la quoi loolu bokk na si mais pour man dëggantaan xam nga affaire bi lan la mooy ñàkk naw lañ ci quoi mooy xam-xam bi déjà gars yi dañuy ñëw rek dugg ci xam nga commencé di ci dem quoi te alors que nit ki moom bu fekkee da ngaa jël engagement pour dem war nga xam fan nga jëm fan la. lan moo la ciy fekk ak boo demee lan nga fay fekk. mais pas ñëw rek soobu xam nga tey jii nii hip hop neex na trop quoi benn nii xam nga siiw et tout mais loolu kese doyul quoi. tey jii nii game bi nañu waxante dëgg de sutura moo fi nekk ngay gis ci télé bi nii ak kii nii nga foog ne ñoom ñoo kii nii am na ñoo xamante ne yàlla xam na ni ñoo leen tane sutura kese moom moo fi nekk quoi. donc gars yi xam nga pour man na gars yi gëstu ba pare. doog a dugg quoi mais tey boo doon wax ak jeune rappeurs yi ñi nga xamante ne tey ñu ngi lay seetaan bëgg a nekk ay rappeurs nga xool sa caméraman bi live bonda nga wax ak ñoom ñi nga xamante ne bëgg nañ dugg ci rap bi wala ñi nekk ci rap bi tey ban conseil nga leen di jox en tant que koo xamante ne nekk nga ci ba pare di leen fàttali que yow da ngay rap di jaay kon donc yow en même temps tu cumules les deux à la fois tey boo doon wax ak gars yi quoi tey nga wax leen ñu topp rap bi kese wala ñu dem uuti métier maanaam ñu boole ci rap bi parce que am na ñoo xamante ne bu ñu échecé ci rap bi dañuy mujjee nekk ay agresseur wala ay bandit wala genre kon donc rappeur bi war nga am qualification professionnelle war nga am benn métier quoi waroo topp rap bi je pense mais tey boo leen doon jox leçon yow mi nga xamante ne am nga ci expérience loolu la ok su ma leen doon jox leçon comme par exemple rappeur buy jàng dama lay ne bul bàyyi jàng ndax hip hop da ngay cumuler ñaar yi parce que mun na nekk bu fekkee da ngay liggéey mais liggéeyal nga topp rab bi bu fii doxulee rek fee dox affaire bi foofu la mais xam nga nit ki waroo c'est-à-dire waree ñu la xamee benn mbir kese quoi donc buñ la téye si point boobu noonu rek da ngay gaare nit ki da ngay bëri ay pax comprendre nga voilà mais bu fekkee étudiant nga di jàng continuer sa jàng quoi comprendre nga bu fekkee da ngay liggéey jàppal liggéey bi jàpp game bi ñaar yooyu yëpp mën nañ ko cumuler mu ànd bu fee doxulee fii dox ok bu nekkee fii Kaolack lan la rappeurs yi underground yi manqué quoi à Kaolack tey yéen loo xamante ne da ngeen koy ñaxtu ci côté concert ci côté spectacle wala ci côté événement que ça soit autorité que ça soit ci yéen ci studio et concert luy seen problème quoi luy seen problème yow en tant que rappeur loo xamante ne tey boo sañoon day am dans la région de Kaolack fi nga dëkk quoi tey mooy affaire copinage bi ñu bàyyi ko affaire copinage mooy lan mooy affaire copain ci game bi affaire gang ci game bi ñu bàyyi ko affaire gang bi ñu bàyyi ko bëri na gis nga tey jii nii Kaolack ñaata jeune tey ñoo fi dem ay flow up dem ba qualifier ay final mais pour nga gis da ngay dem duuta sekk laa lay wax da ngay rus en tant que Kaolack man damay dem foofu noonu di rus parce que la moo tax da ngay dem foofu noonu gars yi la waroon supporter ak Kaolack gars yi nga xamante ne nuñ fi bëree car macha allah bu ñu buuxoon booy bu soon booy yi tamit mooy loolu mun nañ am dara mais affaire amul seen biir quoi non des na fa des na man damay organiser concert comprendre nga commando ba aay na am na public mën na rap mais du sama gain du ma ko invité booy beenee xam naa ne carrément waaw taxu ko ay xamul dara mais kooku sama bro la dama koy invité loolu bokk na ci lu rey game bi waaw bokk na ci lu rey game bi ak affaire DJ waaw ci affaire DJ ci ban côté waaw ok man mun naa ne 2012 laa commencé avant mais 2012 da ngay gis benn DJ boo xamante ne par exemple day def émission 6 jours ñaar wala benn la si jagle underground Kaolack lu si des yëpp day promouvoir underground Ndakaaru mais ñun ñooñu déjà bu fekkee ne kii nii promo kese ñooñu am nañ ko est-ce que comprendre nga parce que man xam nga tey la laa gëm tey jii nii bu fekkee nekk nga DJ di animé si benn rajo pourquoi pas nga jël 4 jours yoo xamante ne dañ koy jagle underground Kaolack bi benn boy bu génnee benn sound bu nice mais nga invité ko nga ne ko décortiquer ma sound bi nga mu décortiquer sound bi
nga tegal ko beat mu freestyle nga ubbi line bi xam nga mu saafante ñi gars yi ñu koy bëggee ko ñu koy critiquer ko comprendre nga est-ce que tamit DJ boobu tey toog ci benn rajo di animé rajo bi pour Kaolack kese la wala rajo bi pour Sénégal yëpp ok non wax xam nga xam nga tamit dama lay dégg benn affaire benn Walfadjri wala benn Univers FM wala benn Sud FM wala benn RTS Kaolack kese moo ko tax a jóg dafa war a teg rapport Kaolack kese bàyyi rapport yeneen Sénégal loolu day yomb trop non waxuma la da nga bëgg a DJ bi daal toog ci rajo di leen teg yéen kese déggoo li ma la wax tey jii nii boo nekkee Kaolack nga nekk animateur nga ne yow de tey jii nii xam nga géemu Kaolack bi ngay xeexal pour man 6 jours au moins ma ne la nga jël si 4 wala 3 jours mais yeneen 3 jours yi nga defal ko gars yi nga xamante ne déjà am nañ promo ba pare yow daal loolu nga jàpp da nga jàpp ne aussi DJ yi dañuy war a jël ay 4 jours teg ko Kaolack kese yeneen jours yi ñu jox ay Dakar ay Thiès ay non na si Kaolack ëpp daal na si Kaolack ëpp daal na si Kaolack ok sa proposition nice na déglu nañ la bu baax a baax aussi sa point de vue là troisième bi mooy public bi quoi mooy Kaolack lay wax Mélomane parce que Mélomane aussi boo organiser concert rarement ñoom laa lay wax Kaolack quoi dafa bëri complexé dañoo bëri complexé lu war a wax la Kaolack ay complexé lañ moom maa ko wax kay léegi ab lu tax ñu nekkee la moo ko waral tey jii ni da ngay gis benn talent benn boy boo xamante ne am na talent mu rayante teg concert am yow nayee nga sax génnee 1000 francs nga ne xaaral ma dugg support boy bii nii benn ngaa ko Blindé mooy jóge fële town ñëw daggaloo la 2500 déglu ma rek ñëw daggaloo la 2500 nga dugg ba pare nga ne da ngay support xëy suba teel publier Facebook ne concert validé loolu kese fi nekk mais est-ce que tamit c'est que loolu waaw d'accord naa ji est-ce que tamit nekkul parce que tamit lenn dafa am parce que boo xoolee tey dama lay jox benn exemple boo xoolee da nga ne Ngaaka Blindé par exemple day jóge town ñëw fi feesal wala benn dib wala benn Akhlou Brick parce que bugguma sax stigmatiser ay tour on est dans la télévision mais par exemple tey est-ce que c'est pas que dafa prouver parce que tey nga bëggoo prouver sa koñ da ngay déglu rek da ngay gis benn rappeur tey da ngay dëkk ci benn koñ nga dëkk Ndorong wala Kaas wala Bongene nga ne da ngay rap yow sa waa koñ sax xamuñ la benn amoo talent mënoo li ngay def ba pare yow nga bëgg Kaolack quoi yi di dagg di la seetaan je pense que ne yéen aussi yooyu ngeen war a bàyyi bu nekkee nit day rap da ngay déglu rek bu nekkee yaa ngi rap ñu xam ne li ngay def ni mënoo ko ngeen bañ a nekk ko dina baax parce que yéen tamit bokk ngeen ci lu yàq game bi da ngeen di gis koo xamante ne lu muy def li dara baaxu ci ngeen naan ko booy góorgóorlul dina baax mu def ne dina baax góorgóorlul jëlal sa son jox ko commando jëlal sa son mu tasaare son yëpp ci rajo yi yàlla xam na ne xamul dara kooku organiser suba concert kenn du ñëw mu ne non Kaolack quoi yi ñëwuñ parce que man tëgg naa sama fekk xamul dara est-ce que yéen aussi yéen a ngi wax gars yi dëgg koo xamante ne tey mënul est-ce que yow yaa ngi toog ak benn rappeur mënul nga ne ko kat lii ngay def amoo talent bàyyi est-ce que yow mu ngi lay arrivé nit ñëw indi la son nga xam ne carrément mënut nga ne ko mënut est-ce que yaa ngi koy def lii nii témoin bi samu laa koy jël quoi waaw vas-y benn jour dama def statut WhatsApp xam nga ñu siy waxtaan benn gain daf ma envoyé soundam mu envoyé ma ne soundam mu ne ma partagel ma sound bi ma ne ko sound bi des na waroon na mun a gën a nice mu ne ma waaw mais garaawul partagé ko rek ma ne ko non du ma ko partagé mu ne ma la moo tax ma ne ko du ma partagé lu niceul mu ne ma et pourtant yaa ngi partagé yeneen soundu gars yi ma ne ko waaw parce que loolu dama ko yëg dama ko fil moo tax mais lu ma filul du ma ko partagé est-ce que comprendre nga mu commencé xam nga nekk foo di wax lu ko neex quoi ma ne ko mais bro yow jëndaloo ma connexion sama connexion maa ko moom du ma partagé lu ma filul lu niceul loo xam te ne man yëguma sama bopp gisuma sama bopp mais ci ñi nga xam aussi nga dëkk ak ñoom est-ce que mu ngi lay arrivé ci ñi nga dëkkal parce que xam nga kooku xamoo ko par exemple ñi nga dëkkal yaa ngi dëkk Koutal dina la arrivé booy Koutal yi toog indil la ay son nga déglu ko nga xam ne lii baaxul wala biir Kaolack ay booy Kaolack ñëw ne la ji son parce que da nga ko xamul est-ce que aussi c'est pas une complexe parce que xamoo ko ñi nga xam ni doo leen wax dëgg quoi commando man yàlla xam na ni ba si sayfa yi may def nii dama leen envoyé ma sa son ma déglu ko ba pare ma dog la boole si sayfa yi excellent boo amul talent doo jàll waaw su ma la fiilul doo jàll su ma la fiilul doo jàll si sayfa du question ne ay affaire de soxoon mais image u Kaolack la ñuy jaay affaire bi dañ koy xam nga dañ koy clipé sandi ko ñëpp di ko seetaan donc mais rafet na comprendre naa baax a baax kon sayfa yi aussi ku amul talent du ci jàll si je comprends mais sayfa bi jàll sànq nii non je sais sayfa bi jàll sànq nii kan ci bokk artistes yi sayfa bi am na Lindozer bu Ndofane waaw am na Kanji Boss bu Ndiafat am na Lyriximo benn boy bu nekk Jalañ fii nii am na NMG Squad bu nekk Koutal am na Hard Blaka Ndangaan am na Caporal te mu nekk Ngaan et kan
ak kii métaphore Medina Baye waaw. waaw ñu gis ne dañuy ñëw ci projet Saïfa yi. parce que après am na ñeneen ñu mu war a jël. ñu gis ne yow nga nekk artiste nga nekk rappeur. rarement la ñuy gis rappeur di jàppale moroomu rappeur am. yow nga nekk rappeur ba pare nga toog. di def promotion. ay rappeur di leen jàppale di créer ay Saïfa. di leen jàppale pour ñu xam leen. lu waral loolu ak idée bi fan la jógee quoi ak lu tax nga créer ay affaire Saïfa yooyu. yee commando yow li nga gis ni ak a neexoon gars yi gisee ko noonu ça quoi. parce que man. benn affaire bii nii man gagné wu ma si lenn heureusement ma kii nu ta sax. non xam naa ne amoo ci dara man xam naa ne da nga ci sonn. parce que dajale nit ay woote ay téléphone xam naa ci dara. en même temps génne sa xaalis. di ko ci dugal waaw kon donc lu tax yow nga loolu nga xamante ne amalu la benn njëriñ. nga génne sa xaalis jël ku nekk Ndofane ku nekk Koutal ku nekk Diamniadio ku nekk Kaolack nga dajale leen di leen defal ay Saïfa lu waral loolu quoi en fait. ok mooy apporter la pierre à l'édifice rek. ok comprendre nga jéem a jàpp si affaire bi parce que gis naa ne man nekk naa underground laa ba léegi comprendre nga. xam naa ni affaire bi tare xam naa ni carrément booy yi sax am nañu problème mu sax xam nga am kii ni am moyen bu ñuy dugal studio xam nga. pour enregistrer. donc ma ne pourquoi pas xam nga ak astuce bi ma yàlla may. ma xam nga ma organiser ay Saïfa booy yi nga xamante ne fil naa leen. gars yi ñoo dugal ba pare bu paree duñ yam foofu noonu mais ñu clipé ko buñ ko clipé après ñu partagé ko ñëpp gis ko vraiment projet bi ngay def ak li ngay def li nice na ñu ngi la ci encouragé bu baax a baax parce que tey nga jël ay artistes yu bàyyi ko Kaolack Dakar nga leen di defal Saïfa te nga ñëwoo ci dara te instant yi deuxième Saïfa bi mooy da ngay boole Kaolack ak Dakar kan ak kan nga jël Kaolack mooy quatrième Saïfa bi maa ngi Kaolack Dakar la quoi parce que boo xoolee am na waa Fasa Ride bu Géejawaay ñoom ñu ngi si. am na benn gaan bu tudd Rooknex bu nekk yëmbal mu ngi si. am na benn gaan aussi tamit bu tudd dox bi bu nekk benn braak. ñett ñooñu ñoo nekk town. au niveau de Kaolack fii nii yaa ngi am BMG from Ndiafat. ak Bandi Pont bi. waaw ak kii ni mu tax sax ak Ziza. mu nekk kawoon. nekk Radio Production. yaakaar naa ñooñu la quoi ñooñu nga bëgg a def bii par projet bi quoi mu nekk Kaolack ak Derka DK mu nekk benn Saïfa boo xamante ne yaa ngi koy lancé quoi ok vraiment rafet na ji rafet na trop ñu ngi lay encouragé ci projet boobu nga xamante ne yaa ngi koy def muy Saïfa premier round deuxième round troisième round mais ji tey boo doon am message booy lancé aussi à l'endroit des autorités yi loolu leen di wax quoi ci dans la culture urbaine ñu ñëw jàppale leen wala structure à Kaolack wala leneen ak leneen tey may nañ la nga toog ci émission Univers Hip Hop ci télévision TV Saloum ak commando Baye parce que fii moom ku toog fii foog nga wax ak gars yi waaw man maa la couvrir tey boo amoon autorisation di wax ak gars yi autorités yi yow loolu leen di wax à l'endroit de la culture urbaine sa caméra ngi mooy xam nga gars yi mooy ñu gëstu ndaw ñi rek quoi comprendre ma parce que ñun boo xoolee gars yi benn jooy bi la ñuy jooy rek mooy kenn jàppale wuñu mooy su ko def flow up su ko def lépp commando Baye yow dinaa Tamba ba muy gagné flow up boo demoon Douta Seck da ngay foog ne Douta Seck dañ ko jël yóbbu ko Tamba tellement que xam nga gars yi ñu kon da nga bëgg a wax ne fii Kaolack gars yi ñu jàppale gars yi jàppaluñ kenn commando jàppaluñ kenn yow fii rappeur bu dem flow up nii yaay takkale sa biis xam nga mooy loolu noonu yàpp si ay nit yóbbu leen andiwaat leen mais est-ce que gars yi aussi ñu ngi contacter gars yi quoi est-ce que gars yaa ngi dugal ay lettres ay demande audience pour rencontrer ay maires yi wala préfets yi wala gouverneurs yi wala politiciens et consorts est-ce que réellement artistes yi aussi ñu ngi koy def non waaw gëm naa ko sincèrement parce que man ñi ma jot a waxtaanal bokk ñi nga xamante ne participer nañ comme ñu si mel ni waa NASA Squad ñoom ñoo njëkk a participer gars yi waxoon nañu fi ni autorité yi jàpp ñu si et ñeneen ñi nga xamante ne mooy loolu loolu la quoi nañ gars yi jàppale ndaw ñi quoi parce que ñun ñoom lañ am te ñoom tamit ñun lañ am. ok merci c'est par la voix de Djibou Soldier Rap initiateur Saïfa Underground te aussi c'est pas il n'est pas n'importe qui te ñu invité ko ci plateau bi nekk na koo xamante ne aussi dans les 4 régions du Sénégal gars yi xam nañ ko bu baax a baax ku xam Knowledge la ku xam hip hop la mais aussi royukaay la exemple la parce que day rap di liggéey kon donc jeune underground rappeur yi aussi il ne faut pas que ngeen topp rap bi kese il faut allier les deux à la fois mën nga nekk rappeur nga nekk étudiant mën nga nekk rappeur nga nekk commerçant wala nga nekk rappeur nga nekk leneen menuisier ou quoi pourquoi pas parce que rap bi bu coolee rek nga delluwaat sa business te moom aussi ci loolu lay joobee di jàppale jeune talent yi ci Kaolack Under Saïfa di def dawal aussi seen promotion et félicitations à Dji mot de la fin bi boo amoo ñëwee remercier ñan ngay remercier ok maa ngi shout out waa Koutala fi nga xamante ne foofu laa jógee di shout out ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi jàpp si Kaolack Under Saïfa bi parce que boo xoolee ñu si caméra bi gars yi dañuy ñëw xam nga
def ko waaw mooy loolu quoi gratos. et mooy loolu sama bon bureau Amath Sarr moom moo ko doon def. ren Sadam gis ne affaire bi naaj na. mu ñëw jàpp ci gratuitement bàyyi ma participer si. vraiment comprendre nga di bigam ñoom métaphore. aka bu jeeti faay. kooku du ma ko fàtte réel pro de moom aussi mu ngi jàppale underground bi ok du ñoom Samu ñoom Esprit Zik Buzz. maa ngi bëgg ñëpp maa ngi bëgg ñëpp surtout ma waa Koutal fi nga xam ne foofu laa dëgg. mooy sa montre bi cher na de xanaa bi koor la. bàyyi li wala bi koor la wala bi si sa 400000 li ñu la jox mu ko. waaw gis nga waa si 400000 dama si wàññi tuuti quoi. waaw ok merci Dji. merci ok rafet na merci Dji. c'était Dji ci moom la ñu dalaloon léegi dama leen di jox sayfa bi maam Cheikh bu nekkee tutee kale nga dugalaat ma Kaolack indi sayfa bi pour gars yi seetaanal ko bu baax a baax let's go ma ñëwaat ci yeneen gars yi jaajëf merci. dañu aay nekku na try mën a wat si bépp saay dekkil raay noonu du aay bu ma lay kepp si bit nga tëb tëb nekku jàpp daay jéggi raay yaa ngi def fëpp tëb doo yu kaay lakk daay boo ya fi yëpp rëpp wër na bi laay ñëw di ko tëjal tëggal fi kenn mu teg sa dëppal non du ma ne di dëffal tëbbal fi kees fi ne di ëppal tàngara ñëpp di ëppal sëggal kilifa ki teew na mbëkkal waaye di ma woon si sayfa kay fi ma dekkil fayta nit la doon sa layta yokku teg ni doon fi writer kepp sa MC bro da jox ko chain fis mu joor yeah Soja mic laaj jël xëcc wat ndel grëj teg ci yoon jox ma mic ci kaw son bii ma grëj noon sama doon sama laa nit ma doon sama njiitu bopp mbagg bu diis ci kaw seen njool doon on the bass yi hip hop bu gal seen format show en format sojo bale yaag mic too ci rabbe ci kaw xaaxaam nga bi balaa nga ci doon diit faw nga yàgg ci xam fi mu ne nii Soja laajte fu ñu ne cë maa ngi fa information di xeex ba rap garde ne doon fës jóge ci ko bi jaar ci invasion caporal maquette compilation cassette général ji bi gën a gaaw a meññ ji bi nga jëm ba daaw ji bi ta press laay gari bir ci biir de gaal jox ma sa baay ci petu ceene fenn lakk warga saay fa rek nga am ay kuy yu bokk benn mbalka yo punchline king you already know luxuskat kak sur table ku koy ëpp ay atu bu picc yi génnee golo yëpp ay fatu job bi faw mu jur noonu ndànk rek day matu booy seet ku fi dàq rap wooyo ma say batu teg ko si temps ni horloge montre baax yi bokk heure man dama avance ngeen di lang coxeur punch after punch carrière boxeur kuy sol jiinu gel yak sa système ngeen boxeur haha man fu ma taxaw seen rap du feeñ géeju rim mare haute santik seen lab di xeeñ sukkar leen texte yi ndax kenn si yéen neexu lamiñ di clash rek te gémmiñ du toj ci xeexu lamiñ am over the top li aju na ci yéen da ngeen di mbaw rek waaye xajuma ci yéen being hot since eras of tape recorders. Clap shit, getting popping like 8 revolvers. Strike 'em with it. Man, they call me Thunder Brother. I'm up above them, real G's. Fuck fakers, undercovers. Crazy, same time I'm under over. I'm a ill motherfucker, couldn't even fly underwater. And the beat bang, and I smash like undercovers. Mean hooks and verses, got bundle of them. And I cater to your ease, I'm here to take the order. I'm out here grinding, try to get my paper longer. No one's scared among us. Give a fuck, I ain't in the race. I get paid, just chill like it's Labor Day. Like the D attorney, rest the case. And with hoes, I get hit like sets of brace, rhyming with the pace. When I'm dropping, it's never late. Go for your dreams or you watching them fade away. Ma nigga gisoo dara da ngay seetlu yeedoo nitu dara da ngay xeetlu gisuma concurrence dama teel gestu mais le couplet du dimanche bay te dara desul lu ma defa kawe mel ni asamaan kon ko jël fi may tawee ndax nga mën a naan ne ko ci forme bay nga bëgg a daan ma gaare CMC ni oto bu paan fis noo la mën sa mbooloo sa team mun nga lim ko bëgg dañ koy lem delloo ko sa team ñu naan ma nix yow tubaab nga boy jóge fii kon jàppal ne colonisation moo dellu si chaque couplet attentat la amul négocier exploser sa kaw dang lay jëlosé dugguñu ci game bi fajar tekki takkusaan dema go fenn yaa ëpp pire Macky Sall ku fond loxo kese mënu la sang jasik gar mi laa ci game bi jomb naa lekk de sit soo ma gëjee dégg rek gëj a dégg it boo yaa ngi jéem waaye ana gaan ak dank ceeb même flow yi même rhymes yi même punchline yi même thème yi mel na ñu bokk benn yuur carrière Facebook say vidéo YouTube ñàkk vu ni pap ñaa bizarre ni xarak benn xuur nga naan putain mais grand bee bana rab mi ngi mel ni nga ne pharmacie am na garab dëgg la bari naa fi morom waaye wan ma ko ma ci yab départ balaa leen fa bàyyi ba léegi mënuñ ma dab amoo ma jot li may dem banque moo ëpp li may dugg club dama ko job daaneel les statues de la renaissance c'est fa xuma nothing can stop me I'm on the way up jox ma sa five sox wala biis jo xoolal sa rétro team wala biis old school new school fan foo may def fii jox ma sa micro maa la koy def nga naan ki kan la li lan la fi fan la bi ban la ñi ñan la ki la koy def maana yaa fi dàq si ñaa ngi seen ni barada bu ñu mucc safu naan ku la coxotaan xacaa ngi mbaw man maa la boot rap wolof dama njaboot rabi du caaxaan borom maa
foo na goo xeex ak yow kenn ba génn ci jox ma sa faay bind juróom yi werante xuxaan dañoo wute tubéy buñ ko jéem a tekki di wane awra ci mbedd mi xataan wala slim télécommande moo ñu ting ci bouton taala sa main fay télé bi ok merci c'était le Cypher merci encore waa régie Mame Cheikh Fripi ñaari dof yi nga xamante ne tey ñoo coach régie bi émission baa ngi cool di fun c'était le Cypher des old school ñoom xumaan ñoom Nix et mu ngi doppan ndongo bu daaxa ji vraiment old school yi aussi ça prouve que ne y a du talent ça prouve que ne li ñu téye li ba léegi nii underground yi new school yi mën nañ jàng lu bëri ci ñoom on est ensemble ci kanam laata ji téléphone bi bu ngeen bëggee participer ci émission bi univers hip hop avec DJ Commando Baye tey ma am beneen jeune boo xamante ne after ji bu sol jarab jeune bu tudd Zigzag alias Machiavelli moom laa fi dalal mu nekk koo xamante ne aussi war nañu waxtaan ak moom bu ñu paree ci biir waxtaan bi aussi naa ko jam bit ci biir waxtaan bi aussi naa dugal benn vidéo balaa maa dugal vidéo bi damay bàyyi mu présenté wu bu baax a baax si la télévision TVS Saloum Zigzag alias Machiavelli. xoolal ma caméra bi nga présenté wu Sénégal Kaolack gars yi gis na. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum Kaolack salaamaaleykum waa TVS salaamaaleykum Commando yow. xam nga maa ngi nuyu ñëpp. ok mais Zigzag alias Machiavelli Zigzag Machiavelli mais c'est quoi Zigzag Machiavelli boo ko doon résumé en 2 minutes 3 looy wax Zigzag pour gars yi ki nga xamante ne mu ngi lay seetaan ci Sénégal. bëgg a comp jeune bi toog tey ci télé bi mooy kan quoi. waaw Zigzag benn rappeur la bu dëkk Kaolack dëkk Daaru Ridwan. ma tàmm di ko wax Diar Kona quoi moom lañ abrégé wax Diar Kona mais koñ bi Daaru Ridwan la. Daaru Ridwan quoi. ok nekk si benn groupe bu ñuy wax Dandouz Inde. mooy D12I. Dandouz Inde quoi. waaw Zigzag rappeur la. mais game bi yàgg nga ci quoi yàgg nga ci game bi quoi. oui depuis 2014. depuis 2014. oui 2014 2019 kon mën naa ne def nga ci 5 ans ci game bi. 5 ans sa biographie lan ak lan nga jot a génne génne 5 ans yi. génne naa ay son mag sama crew. Dandouz def nañ ay son plus de 4 sons. mais loolu après Dandouz dafa arrêté man maa continuer sa carrière solo quoi. carrière solo voilà. génne benn projet bu yàggul dara mais EP la quoi. EP la quoi mais tey aussi am na benn vidéo clip boo xamante ne aussi teg nga ko sur le marché. mu nekk vidéo boo xamante ne ñaata vidéo nga génne. est-ce que maa ngi 3 vidéos. 3 vidéos ok ban ak ban. maa ngi Sons of Anarchy maa ngi Natif maa ngi Diar Kona featuring ak Kopa. léegi ban nga bëgg ñu teg en même temps boo xamante ne laaj nga ko quoi. SB non Diar Kona man ak Kopa. yow Kopa oui Kopa bu ban. Kopa bu dëkk sama koñ Diar Kona. Diar Kona yow Kopa ok léegi dañuy dem ci Mame Cheikh nga blanc sañu vidéo bi pour gars yi nga xamante ne ñu ngi seetaan Machiavelli Zigzag alias Machiavelli ñu xool bi nga xamante ne ànd na ci Kopa di bëgg encore waa Daaru Ridwan waa PA gars yi nga xamante ne en ce moment ñu ngi suivre Zigzag Machiavelli seen dooma la région de Kaolack il est de Kaolack natif de Kaolack xam ngeen émission yi souvent crème underground yi talent bi dañu koy génnee di ko woon Sénégal pour gars yi xam leen juste ma dem régie xool sama jinne yi ngeen jox ma ko ma xool li fa nekk. Diar Kona represent. D12 nothing good the project Zigzag Machiavelli. Kopa. Yeah. Diar Kona neighborhood my niggas. Yeah. Are bundu pegin. There is the BFG. D12. At your corner my nigga. Yeah. Kopa Zig Machiavelli. Zig Buzz Music. Boy tegal ñu jam rek ñu tegal la pur tegal ñu taba ñu tegal la wéet tegal ñu MC ñu tegal ko beat boy tegal lu léger ñu tegal la dur sama koñ salté comme taatu tubaab ñaata nit laa xam ñu plaide coupable génne fi jam pour dem ranger ko waat ku ko fi def rek ñu tegal sa maam boy laajal sa gaay sama koñ dafa métti fi dañ la génnal jam pour tux benn flop si guerre ñu nekk bu dee rek ñu jéggi tandus bi un laajal ku si topp et kan moo si topp ñu tere ko job dem fayeeku weer pour rek sentu bi déw te bu vidéo bu feeñu ñu déclenché guerre fi mën nañ la rey saa ñu tàgg sa bat bal si sa gannaaw comme niñ def la jot laajal sa gaan bi ñu paaka si tat fii kuñ fi crime dañuy seeyal sa koor fii ay booy ndaw ñu la jàngal raxas suba ñu màgg yor xaalis bu salte boy xaalis bu salte ak bu salte wul xom bi buñ la ko tegale nan ko koy xame su ko ñaari tànk rek jébalu got talal ñaari loxo rek jégalu waat suñu taamu di def ñu xaalis bu salte leen taamu di yor talal ñaari loxo rek jébalu got su ko ñaari tànk rek jégalu waat suñu taamu di def ñu xaalis bu salte leen taamu di yor ba fay tàngal mais suñ ko nga jéggi gis leen sa wiiri mais
seeraanuñ TV Gambie du naata mais homie ñooy tegi sa bat MC teel a tabaski et diar koona are buntu Pikine déedus i Kopasik Machiavelli duñ la sànni pique dañ lay piqué fii laa gisee kana yu mel ni Kunta Kinte ba xam nga fay tàngal mais si nga jéggi gis nañ sa wiiri mais seeraanuñ TV Gambie du naata mais homie ñooy tegi sa bat MC teel a tabaski et diar koona are buntu Pikine déedus i Kopasik Machiavelli duñ la sànni pique dañ lay piqué fii laa gisee kana yu mel ni Kunta Kinte Yo, diar kono la ma dëkk weka sama big side. Yo, jàmm nga fi am every day amul day night. Yo, suñu talent fi la juddoo fi la lépp tàmbalee right. Yo, lépp lu ñu am fi la dellu si tañu dëkk fight. Yo, diar kono am na jullit ak chrétien am na ñu jub am na yit ay chrétien am na jamba yu xëy di wut gañ pain kono bu tuuti histoire sans fin dëkk multical am nañ ful xeet xañ mbaam kanara am nañ ful bet bambara soose pël yàgg sama wet séeréer wala joola c'est la fête nga de samu saa teg si ànd si fi la daw kati jàng yëpp gare si wala ñu ba wër gis si tali bi jakata entreprise suñu àll bi ku bidiw fenk am avenir la gaay la nëbal naan du mooy àll bi dëkk Cheikh Mbacké njëbëk a baagi taaliba Cheikh no xal yaa ngi ci daara yaaw the best real na from ka yàlla see it now, yeah. We the best, we your niggas are from, can you see it now, yeah. Yeah, Kopasik ak def bomba clock, I know, yeah. Di yàlla ñu dëkk ba contre our home. Fay tàngal mais si nga jéggi gis nañ sa wiiri mais seeraanuñ TV Gambie du naata mais homie ñooy tegi sa bat MC teel a tabaski et diar koona are buntu Pikine déedus i Kopasik Machiavelli duñ la sànni pique dañ lay piqué fii laa gisee kana yu mel ni Kunta Kinte ba xam nga fay tàngal mais si nga jéggi gis nañ sa wiiri mais seeraanuñ TV Gambie du naata mais homie ñooy tegi sa bat MC teel a tabaski et diar koona are buntu Pikine déedus i Kopasik Machiavelli duñ la sànni pique dañ lay piqué fii laa gisee kana yu mel ni Kunta Kinte gang. Bye mama fly, yo, the account of representing, yo. Bye mama fly, the account of representing, yo. Bye mama fly, forward and now the account of representing, yo. Bye mama fly, bye mama fly, oh, 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 oh. Bye Mama Fly, Bye Como Fly, Diakono, Zigzag alias Machiavelli. Mais Zigzag vidéo bi nii le contenu quoi bëggoon nañu xam lan la quoi en fait yow Kopa loolu nga ñu ci doon expliquer quoi en fait. Kopa sama frère la sama bro la ñoo bokk koñ. ñoo yàgg ànd bu ñuy depuis ñun bu ñuy commencé rap quoi Dandu Sando moo tax xam nga Kopa te ñun bu ngay xam avant ñuy commencé rap la. ok moo tax connaissance bi dafa yàgg quoi xam nga. message bi lan ngeen doon lancé quoi ci vidéo bi. fii suñ koñ lañ doon wéy Daaru Ridwan. Daaru Ridwan lañ doon wéy Diakona. waaw lu fa am Daaru Ridwan. ah comme lu am si yeneen koñ yëpp ah. jàmm. ak yeneen koñ yëpp la ñu am ay am koñ yëpp am nañ jàmm am nañ ay quoi. ok nga nekk tey Kaolack aussi nga nekk jeune talent ngay poussé nga nekk Daaru Ridwan est-ce que réellement da nga yaa ngi gis ne hip hop bi ci sa côté mu ngi avancé sa point de vue parce que sànq dalal naa fi ji nee na game bi mu ngi raam doxut est-ce que réellement yow gars yi ñu ngi lay sollicité ci événement ci spectacle wala Daaru Ridwan boobu noonu nga dëkk est-ce que yaa ngi joué ci concert yi am Kaolack centre ville ndax yaa ngi am link yi quoi en fait. ok non peut-être moom lu mu ne game bi doxul xëy na peut-être point de vue am la quoi. mais man sama point de vue man maa ngi avancé man. maa ngi gis sama avancement quoi. peut-être aussi xëy na moom doxul ci côté am ba tax. mu arrêté rap wala affaire yooyu noonu doo xam quoi. kon yow gëm nga ne yow game bi dox na quoi rap baa ngi fay yow. gëm nga ne rap bi mu ngi fay. ah bon oui. ah mais booy yaa comme ni nga ko waxee rek ñu ngi dawal ay oto ñu ngi am ay concert ay cachet 800000. 900000 kon rap baa ngi dox quoi. mu ngi fay si ñuy jox. kon yow da nga gëm ne rap bi ku doxle wut mooy maanaam doxul quoi ku doxul wala. amul chance peut-être quoi. mais mu ngi fay si ñuy am xel di job. aussi tamit quoi. mais fii aussi dans la région de Kaolack et voire d'autres régions Kaffrine Fatick et consorts. à part DK Dakar et dañoo gis ne industrie musicale yi fii nii affaire bi dafa des carrément quoi ci yan point quoi moo des fii nii. waaw Kaolack moom dafa des déjà si structure déjà amuñ label bu baax. da nga koy gis koñ dëggal région yëpp am nañ ay label yu baax ñun am nañ ay artistes yu mag. mais nanguñ jàppale jeunes yi quoi. ndax mënoon nañ teg ay structure ay label fu audiovisuel booy fu ñu mën a tourner seen vidéo nga xam ne du soxla ñuy dem ay temps di dóor. loolu rek la quoi du dara. loolu fi manqué quoi. loolu kese la ndax Kaolack mën nañ supporter seen i MC quoi. loolu du problème ñu gis sa MC mu ngi avancé niveau national dañ lay support par force. mais problème bi mooy gisuñ seen gars yi fël parce que amuñ moyen bi quoi. amuñ moyen bi quoi. loolu mooy problème bi. kon yow da nga jàpp problème de support la quoi maanaam ñi nekk ci ginnaaw ñoo jàppalewul gars yi nekk ci kanam quoi nouvelle révélation bi. gars yi njëkk a génn
yu am moyen yi ñoo jàppalewul booy yi nekk si suuf. loolu mais tey boo doon lancer message aussi booy yi maanaam comme ñu mel ni yow loo leen di wax quoi dañu war a gëm seen bopp dem wala dañu war a am fu ñu bootu wala yow ban message nga leen di wax quoi à l'endroit des artistes le grand. non bootu moom baaxul quoi. parce que boo bootoo kooku bu daanu da ngay daanu. carrément man lu ma gëm mooy self made joobal sa bopp. bul xaar dara si kenn en fait. bul xaar dara si kenn parce que yow si ku ngay xaar peut-être mu ngi xaar si keneen. moo la doo xaar dara si kenn da ngay joobal sa bopp ba yàlla di la fekk si quoi. à part rap Zigza Makaveli looy liggéey looy def. dama doon jàng ren jànguma ren maa ngi job fii si port bi. dañu laa dàq wala da nga bàyyi. non dama pare sama formation. ban formation nga def. infographe après ma dem def maintenant réseau chambre de commerce. ok léegi bi nga paree léegi ci port bi ngay job. waaw instant bi aw ma stage aw ma dara yoo xam nga Sénégal nu mu demee. waaw mais déposé nga quoi. da ngay déposé di xaar. non vraiment Sénégal nag doy na waar quoi da ngay fay sa formation nga jàng nga def lépp nga déposé gars yi duñu la jël. vraiment incha allah ñu ngi lay ñaanal yàlla comme que pare nga fexe déposé. xam nga say affaire yàlla jàppale la aussi gars yi jël la quoi parce que aussi étant rappeur. c'est pas que nga topp rap bi kese parce que man loolu je suis contre quoi nga nekk rappeur nga ne man rap kese laay def. rap kese mooy sama métier là je suis contre il faut que nga allier les deux à la fois. mais concernant aussi tey bu ñu ñëwee dans le cadre du relève hip hop Galsen souvent grand yi dañuy wax ne booy yi hip hop bi léegi rabatuñ xale yi rabatuñ parce que mode la ñuy rap ak pain ak lu sol message yi amatul contenu rap bi amatul yow étant jeune nga jóg est-ce que réellement yow bokk nga ci ñi nga xamante ne tey dañuy rap di dénoncer wala di rap ci thématique wala dañuy buloo rek quoi loolu boo déggee question boobu ñu ne nouvelle génération bi rabatuñ old school ñoo doon rap yow nan la lay def étant jeune underground. waaw des fois man dina ma métti quoi si benn instant parce que man. tu valides la question ou bien tu invalides. non validé wu ma ko. pourquoi. parce que ñii rap ñoo ngi rap ba léegi gars yi bu ñu nee rap gars yi nekkoon si 1900 yi ñooy rap léegi gars yi fi nekk rabuñ. temps bi mooy daw génération yi mooy changé ñoom seen génération loolu lañ tollool. mais mënuñ fi nekk di rap loolu ba léegi. kon kenn duñu cons. ñun Sénégal la ñuy yem wala Kaolack loolu moo dal booy Kaolack yi aussi quoi ñoom nanguñ évoluer si yeneen musique yi daw comme trap musique wala yeneen musique ñoom dañoo toog si old school bi moom ëpp. dañu canaliser wu si benn kii nu mu tudd. voilà coin quoi. voilà si benn coin quoi dañoo tëj seen bopp quoi. te pourtant war nga mën a def musique mu jàll mën nga def trap mu jàll mën nga def comme trap mbalax bu gars yi di def mu jàll suñu culture la moo ko moom. mais ñoom dañoo jàpp ne old school bi kese mooy rap. yow tey ban style de musicalité ngay def kon yow boo ko gars yi tënku ci hardcore kese wala gangster wala genre wala yow ban style de musicalité ngay def. man musique laay def quoi. musique ngay def bit bu bàyyi woo dara quoi. non bàyyi ma dara lu ñu ma jox mën naa si rap. ça dépend si man lu ma sentir quoi. man es bi lu ma sentir laay rap damay def trap damay def old school damay def trap mbalax sax. pour wax pour muy clair quoi. ok Mame Cheikh bu nekkee Rési tout est calé nga jox ma benn beat ma xool bu nekkee Zigzag Makaveli il a l'adage de Makaveli nga balancé ma benn beat en live ñu xool waaw ñu xool Zigzag Makaveli ndax pare na quoi ñu xool Kaolack Sénégal ñu xool ndax booy bi am na talent wala amul talent ndax grand bi wala booy bi la. si non grand la wala booy la ñu xool. à vous de juger let's go. maa ngi si diggante bi. Régi si tout est calé ñu dem. Zigzag Makaveli in the house. mu bàyyi ko daal Ridwan. ok come on. yeah. It's your boy Zigzag. The corner represent. Era is the project coming soon, man. Hey. That is it. That is it. That is it. Shit. Ba musuma ragal jiite leen mun naa leen boot di dox. sa MC pour ma it ko dafay mel ni ndox booy dafay mel ni bullshit bu wàccoon sama gox yow yaa fi ñëw di patiner kon da nga tiit di wax booy yaa ngi fàtte bu mu lay koj yow ak sa gaay yow da nga tiit ba lu nga yor yëpp da nga ko naroon teyle boo sawul woon te tubay dum la mës a bàyyi kon beneen day xoolal bu baax balaa ngay encaissé ay détails rek la woon et parlons plus de ça et xoolu bandi kon mën nga lire kanamu innocent différent comme Fla de Ripper laaj na renaissance yeah homie I know yeah my people cry pour wax la right hip hop jaral lu ma la passant la ci man comme gel bu ma narul tak di nga fay comme wench bu El Chapotal Kill City represent boy dama tere tak fuck Tales D12 sama théorème sa MC bëri wax mel ni perroquet fi benn weñ nga yëg boy soxlawul ay kérosène fii laa gis ay frères yu tàkk forniqué boy foofu mën nga nekk king mais homie fii doo tous fi ngay ñëw ñu ñaf la couche nga toog si bande touche munoo si dara lu dul xool mayal sa grand yi proof lu dul pacte du ma dugg dama takk tul. Ok, merci, merci. Ça c'est Zigzag Makaveli et nice aussi.
mën nañ tijji téléphone bi ah mën nga tijji téléphone bi joxe numéro bi koo xamante ne aussi bëgg na wax ak Zigza bëgg na intervenir ci émission bi aussi mën ngeen dugg en direct ñu jël leen Zigza aussi tey lan ngay préparé en fait parce que bi nga génnee beneen vidéo bi am na benn suite de vidéo yoo génne instant yi mix wala instant yi album wala instant yi Zigza moom dafay lancer pour l'instant nii bi stand by ba ci kanam a kanam di jàng quoi. non nekkuma di stand by sax parce que man damay comme ni nga ko bro bi waxee damay varier ñaar yëpp quoi. da ngay varier les deux à la fois. voilà est-ce que maa ngi ci projet bi waaj a génn peut-être fin novembre jëm décembre quoi. maa ngi ci mixtape. mixtape ah. waaw benn mixtape bi est-ce que am nga ay gars yi ñu ngi ci war a àndal ci mix bi wala juste la nga bëgg lancer sa bind mixtape rek. non am na ay featuring mais benn featuring la quoi. te kooku sama bro la aussi. sa bro la quoi sama cousin la sax. ñoo dëkkandoo town. ñoo leen dëkkandoo. voilà mais sa propre moyen ngay defee li ngay def quoi wala daa am peut-être ñu lay jàppale wala benn label wala sa propre xaalis yow yaay génne di fayal sa bopp say clip say son nangam sangam. waaw noonu loolu dama am sama staff aussi quoi. waaw gars yi dañ ciy jàpp parce que gars yi dañuy def ay cotisation mais aussi sama manager moom mooy gën a génne. mooy gën a génne quoi di jàpp sa business quoi. voilà di jàpp si business bi ak label bu ma nekk instant bi nii. ok loolu mooy loolu quoi. ok merci c'est par la voix de Zigza Makaveli mu nekk jeune boo xamante ne am na talent dañuy xool beneen deuxième vidéo bi bi nga xamante ne aussi bu nekkee mën nga ñu koo jox mooy freestyle muy tontu Omzo Dollar wala nga jox ñu beneen vidéo bi rek waa régie ñu xool Zigza ñu suivre beneen vidéo en attendant ñu jël gars yi ci 77 020 26 94 let's go. Hey yo, Zigza Makaveli man, from Kapsi, from KLHam. Yeah, jaru may calculer bëgguma maat, jaru ngay cotiser lépp dina maat, tuppa ma veli, bigi ak marle, denañ bu yàgg ngeen bëgg ñu faat, paaka bi ñëw nañu teg ko sa baat, pont bi dugg na dégg nga daaj, na ma yàlla baal, njabootu Lucifer illuminati ñoom ñëpp leen taat, xamoo nga laajte ma mettre si classe, cimetière yof bi de am nga fa place, rab bi ngay xëccoo am couronne ba mic bi hip hop bi njaboot bi prenez place, rab bi de fayul na guichet bu tëj, bàyyi naa ca xam ne ku ne si dëj, rab bi nekk gan ñu soppi ko jël, ñu xool mag yow négo kan moo ci rëcc, mer bi de bind na jox na ma téere, tekk ci rab bi ma laaj la kuy teere, ñoo fi dàkk rab te tuuri ñu deret, fu ñu dem ñu nangu kenn du ne déret, rab bi de gella ñu xare ba dee, man du ma nit seetaanal avatar, xëccoo bi jaru ko xaara ma dee, sa geng deram defi lekk akataar, kan moo ñu reboo ñu deenañ bu yàgg, yàlla ji jéega ma balaa mu yegg, waxal ma ñooñu ne aw ma seen joor ndax am na ñu bëri ñu toog fi di dégg, yaru bi jeex na te kenn du ko jaay, affaire góor la matul saaga ndey, yaa fi dàkk rab dëgg la kay mais déglu ko rek yu ko wuy sama ndey. relation ak Omzo Dollar parce que gis naa ne ci freestyle yaa ngi taxaw ak Omzo quoi en fait lan la quoi yow moom. waaw Omzo amuñu relation bu grave sax la mën a wax quoi. en fait moom amitié lay représente amitié moom la ñuy wax A3 moom laay wax sama sang ni A3 mooy amitié 3 biir Sicap la. waaw xam nga mais foofu laa dëkk man quoi. foofu nga dëkk quoi man sama cousin bu ma lay wax nii. moom fa la dëkk man fa laay nekk moom la ñuy représente tamit quoi. et bu ma amee émission 2S. dafa ñëw xam ne aussi ñun dañuy rap yàgg nañu déglu. ok dafa ñu oo pour ñu ñëw prestel ko. aussi prestel ko quoi. ok nice kon relation yooyu ngeen seq quoi yow moom quoi. waaw loolu lañ seq mais du dara lu graw quoi. du dara lu graw. ok c'est par la voix de Zigza alias Makaveli ñu xool beneen vidéo Zigza bu nekkee aussi am na ku nekk ci line bi ñu jël leen parce que yéen aussi téléspectateurs yi gars yi ci ngeen bokk ñu suivre beneen vidéo ba si Mame Cheikh bu nekkee am na ñu nekk ci li ñu jël leen en attendant gars yi tamit ci lañ bokk let's go. Taylor. Yeah, it's your boy Zigza Makaveli man. Y'all gonna represent DDE, PFG, Kapsi side. Yeah, boy Zigza Very gang. Son of Anarchy, PFG. The boy Zigza Makaveli. Kapsi side. Zig Buzz Music. Son of Anarchy.
Anarchy, anarchy. Down with other teams to get me home, you have your anarchy. Son of anarchy. Anarchy, anarchy. Down with other teams to get me home, you have your anarchy. Boy, jaru may calculate bugu ma mat. Jaru nge cotiser lep dina mat. Tupa ma belly boy biga ang mala nyam danan bu yag ngeen bëgg ñu fat. Ya paga bi ñëw na ñu tek ko sa baat. Ponte bi dugg na dégg nga daaj. Dama yàlla baal njabootu Lucifer Illuminati ñoom ñëpp leen taat. Ba xamoo nga laajte ma medd si classe. Cimetière yi yobbi de am nga fa place. Rap bi nga xëccoo am courant be mic bi. Hip hop bi njaboot bi bëre ne place. Ba rap bi def fayul comme guichet bu tëj. Bàyyi naa caxaan comme ku ne si dëj. Rap bi nekk gem ñu soppi ko jël. Ñu xool mag yow nigga kan moo ci rëcc. Ay mère bi de bind na jox na ma téere. Tekk ci rap bi man laaj la kuy tere. Ñoo fi tàkk rap te tuuru ñu deret. Fu ñu dem ñu nangu kenn du ne deret. Boy rap bi de ker la ñu xare ba dee. Man du ma nit sataanal avatar. Xëccoo bi jaaru ko xaaral ma dee. Sa gang de ram defi lekk Qatar. Ba kan moo ñu rey boo ñu danañ bu yàgg yow yàlla ji jégal ma balaa mu yegg ndax waxal ma ñooñu ne aw ma seen joor ndax am na ñu bëri ñu toog fi di dégg. Yaru bi jeex na te kenn du ko jaay. Affaire góor la mënu saaga ndey. yaa fi tàkk rap dëgg la kay mais déglu ma rek yóbbu wuy sama ndey. Bit bi laay dawal ñu oto si tali. Dama yëg comme que jël nit yi ak kali. Foog na ma wan man duma gardien. Sa rap mu dugul yóbbu ko jardin. Aw ma sa temps bëgg ci son horaire. Rap bi daa neexuma fan lañ ko suul. Demal la tane booy tey dafa leer. Lamp bu bële moo tax tàkkatuwul. ñu amitié la dëkk te aw ma jàmm. Police bi muuroo la tere la daaju. Guddi bi bëccëg bi dóob bi ak ris bi. Dafa yenn gars yi am tuuti aju. Même la ba tàkka sa taxul ma daanu. Rappeur yi ku ma si topp rek gaañu. yaa ma mën lu sama yoon. Waxa sa gang bi ñu takk ay rajo. Même bi si feer du ma jaxase ak yàlla. xaalis sa seytaane jigéen a sàngara. may du ma tubaab bi laajal ñoom sàngara. sonal la tàngal la tere la jàll. olof lay làkk de làkkuma kàll. ñëwal nga seetaan si làkkuma bambara. sa gel bi bitches sa xam na luy bàngala. kapsi bi koona la gang bi may fàll. yow jégal ma mais ma teg. ay moo bi zigzag rap architecte. ñu level diar et kapsi kon waxal sa MC mu dikk ñu get. et tëjal sa kat bi amul jotu laal. bandi bi ñëw na ku ko ñeme laal. ba café bi tàng na perbe ko xelli. dégg nga olof bi làkkuma kàll. yow pakatela mel ni pakatas. Rockatella mel ni tennisman. Acapella bi de mokatas. Rockefeller mel ni Englishman. bu château de tere nga tooy. genn bi rëbb woon tey dina sooy. boy bi de màgg na firi na iji bi. takkal sa digg bi balaa ngay boy. boy juuta ni éliman tur la ni jëli bi. penalty Messi bi wax ko mu dëri ji. Ferrari Mercedes Lambo ak Gucci bi. maître bi ñëw na ko dema nga jàng ji. rab bi de jur na ko ñëwal ci lang bi. oto bi dem na ko dema nga lang ji. folo bi dee na ko dema nga tàgg ji. kan moo ñu rey boo ñu dee nañ bu yàgg fis. Salaf anarchy. Anarchy. Down with other things to get me home, you have your anarchy. Son of anarchy. Down with other things to get me home, you have your anarchy. tey moom lañu fi dalal ci plateau bi Zigzag mais Zigzag vidéo bi sama anarchie lan nga bëgg a expliquer ci vidéo bi le contenu quoi message bi loo bëgg a jàllale quoi. waaw message bi anarchie mooy ñoo xam ne gëmuñu règle gëmuñu ay loi ay affaires yooyu noonu anarchie moo xam ne. mooy moo nekk benn kii boo xam ne comme sons of anarchy la clip bi tudd quoi. sons mooy les fils anarchie mooy ñu gëmul loi. ñu gëmul dara quoi. mooy koo xamante ne gëmul dara quoi gëmul loi quoi. loolu loo ci bëgg a expliquer quoi en fait. si rap bi en fait ñun amuñu gëmuñu règle yi ñuy teg si rap bi quoi. maanaam gëmu leen règle quoi. ñun règle yëpp la ñuy teggi. ok ñun dañoo ñëw pour dëngal lépp ñun. dëngal lépp quoi. comme Zigzag. ok fa laay ñëwee quoi comme que yéen règle yëpp ngeen teggi. est-ce que réellement tey du ngeen dem ba dugal seen clip loo xamante ne tey gars yi dañuy gis ne affaire franc-maçon la wala affaire lesbienne wala homo wala affaire de couleur la comme loolu moo nekk tey actualité à la mode yow tey étant rappeur tey boo demee nga nekk jullit nga nekk musulman xale yi di topp ci yow nga nekk royukaay est-ce que tey loolu doo référence tey li ngay def li bu nekkee gëmoo dara peut-être yaa ngi prôné loo xamante ne satan la est-ce que tey bokku leen ci ñi nga xamante ne yéen influencé ñu leen di suivre seen fans si seen mélomane yow looy wax ci point boobu bu nekkee yéen gëmu leen dara mais attention ñun waxuñ gëmuñ dara si côté ay religion ñun am nañ ay principe parce que ñun Sénégal lañ juddoo dañuy yor si l'islam côté bu ñuy wax règle yi mooy côté ay 16 bars ay tef refrain ay affaires yooyu règle yi ñuy teg si rap bi mais bu nekkee affaire de ay franc-maçon ay affaire de góor jigéen ñun doxuñ ci yooyu parce que suñ diine nanguwul loolu carrément daf ci wax lu leer doxuñ ci yooyu mais si côté rap bi amul règle ñun ak ñoom hip hop lañ seet amul règle bu ñuy teg ñun ak kenn si rap bi utuñ gaayan si rap bi loolu la ñuy wax est-ce que tey pare nga aussi pour prôner ay messages yoo xamante ne da ngay sensibiliser les jeunes contre ça parce que aussi temps yi gis nañ ne affaire bi nekk na fi ay moddu gis nañ ne aussi vidéo yi da ngay seetaan benn clip vidéo gars yi dañuy wane ay deret wane loo xamante ne doo comprendre wala benn clip yoo xam ne trop de blow papa chute bi loo xamante ne tey américains yi ñoo ko doon def wala nigériens yi yow sa point de vue ci vidéo yooyu en tant que artiste ok am naa son bu tudd point de vue point de vue tam la c'est que man dama nekk benn rappeur boo xam ne man comme genre rap dama ko jàppee benn
révolution quoi. yow boo Révolution. nekkee rap révolutionnaire nga war a doon da nga war a dénoncer quoi. di nga war a dénoncer. da nga war a dénoncer lu pauvre yi di dund. point de vue bind nga ko ba pare. son yi génn na mu ngi mais point de vue bi ñëw ci freestyle en live ñu xool loo ci wax loo ci teg pour gars yi déglu ngeen déglu bu baax a baax mu wax ñu point de vue bi quoi. point de vue bi mais point de vue bi balaa nga koy wax ñan ngay wax rappeurs yi wala. non société point de vue bi dama sama point de vue si lépp si société. ci lépp ah léegi acca sa point de vue wax ko ñu déglu message bi quoi le contenu. booy jógal jàngi ji na oma kur tey waxal yenn gars yi léegi nega damay kur peñ Zig Machiavelli feeñ na 2S wax ma léegi kuy bañ rab bi dafa changé bëggatuma déglu wu teng xëcc bu daggul dikk mais bu daggee arrangé wu ma rab bi jarul kebetu booy li may macc muuma yaa ngi dégg sama batte bilaay walaay waxa guuma yaa fi mënam déet ba nañ ko bàyyi waxi duna mer bi chaque jour daf may laajte est ce que maa ngi jàngi kay mais est ce que jàngi tax na jàng boobu sëkk bëti rouge tax nga foog ma bandi booy doo ma gis ma daanu mug mais di nga ma gis ma jeng et ñaata question sama bopp te musuma laajte kenn gëñ nga gis rongañ te ñaata frère lañ jàlle men monsieur le juge mi dal le wéral benn maa fi baax la wala bon xoomi tànnal benn man bu may gonee laa doon dégg góor du war di fen góor bi war di fen de mel ni góor bi roy jigéen sis bi ngay jaamu doublé ko mu jox la kii ko moom et douze bi yàlla la te xam nga fen du lu koy bett yow est ce que xam nga fii lan la ñuy wax am fit ma nga rendi pa bi romb keese 500 briques est ce que xam nga boo ko defee lan lay jur tampi ba laajal jeel man bu tëdd gën a nekkaat fi ay dëmm rey la jàlle la ba pare nettali yow yaay musulman bi roy ñoom di jékkalit ñoom dañuy wàcc raay ñun dañuy yéeg tali même su ma diggoon àjjana sax dum ko wéetali yeah. point de vue. Point de vue. Et je pense que point de vue réside nga lu bëree bëri tënk nga ci lu bëree bëri. et nice encore ci par rapport ak point de vue bi. c'est aussi zigzag. ñu xool aussi sànq am na ku mu fi dugal dafa ne. ci côté spectacle yi souvent da ngeen am ay problème autorités yi que ça soit gars yi jàppale leen gars yi nekk ci kaw est-ce que réellement yow financement yi génn par exemple culture urbaine bi souvent y a des financements ndax yow bind nga projet ndax am nga ci écoute. ndax pare nga pour bind projet déposé aussi yow nooy xoolee affaire bi quoi en fait ak ban càmbar nga ciy def ci li nga xamante ne souvent mooy am quoi ci obstacle yi. c'est que nag man xaw ma si lu bëri quoi en fait c'est que man Kaolack gis na nekk doo ma gis si concert yi doo ma gis si yooyu. parce que xam nga man maa ngi sama rukk di job quoi. est-ce que jotul aussi nga génn sa ruxu fréquenter gars yi fréquenter artistes yi. parce que am nga relation ak yenn kàngam yi quoi. moo tax nga gis ma tey mosoo ma gis fenn. est-ce que yaa ngi may gis maa ngi génn di dugg si ruq di job. est-ce que pour jàllale sama projet parce que bëgg naa sama mixtape avant mi ñëw gars yi reconnaissent la ko voilà gars yi xam ma quoi. moo tax maa ngi dox si loolu. léegi nag bu nekkee côté autorité yi. xëy na peut-être gars yi ñoo dul song gars yi quoi. pour wax leen seen soxla peut-être. doo xam quoi. man moom demaguma si ñoom la. demagoo si ñoom quoi. waaw ok mais instant say projet instant yaa ngi koy waajal bu baax di ko préparer encore. waaw maa ngi koy préparer bu baax. ok c'est par la voix de Zigzag alias Machiavelli di chiarer aussi gars yi nga xamante ne en ce moment ñu ngi ñuy déglu bu baax a baax am na ñoo xamante ne aussi ñu ngi demandé pour ñu tijji ligne bi su nekkee aussi maam Cheikh am na ñoo xamante ni war nga leen mën a jël xam naa ne tey nag line bi dafa xaw a saturé un peu et bu nekkee aussi parce que dañoo bëggoon a bloqué ñu bàyyi leen ba ci kanam ñu doon leen jël mais il fallait que ñu allier les deux à la fois aussi ñu jël leen parce que waxtaan bi aussi am na solo bu baax a baax ñu nag Zigzag alias Machiavelli moom lañu fi dalal mu bàyyi ko Daaru Ridwan mais Daaru Ridwan yow kese yaa fa nekk rappeur. non bëri na ay rappeur am na ay Lastmaf am na ay Copa MC. am na ay Lastmaf Daaru Ridwan lañu dëkkee. RFC benn membre am Daaru Ridwan la dëkk. bëri na ay rappeur. yee. allo baa ngi jël kii. dafa dem allo allo allo. ayya waaw allo. 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 waaw ñu ngi lay dégg. ñu ngi lay dégg. waaw da ngay wàññi télé bi wala bul xool télé bi da ngay sori télé bi. ayya sori télé bi. da ngay sori télé bi s'il vous plaît ah. bu nekkee mën ngeen sori ñu ngi lay bëggee de. waaw tur bi ak fooy wootee nii. King of the King from Sagne Bambara. from Sagne Bambara alors looy wax ci Zigzag Machiavelli est-ce que tàng na wala tàngul booy bi xaat na wala xaatul. yeah. booy waxuma la nga fi nekk naan yee dama la ne booy bi mën na wala mënul nga ne ma ay yee mel ne ku dàq ay yoo booy sama rek booy bi mën na wala mënul. non bëgg nañ. voilà nice. ñu ngi waa Sagne tàng na. jaajëf. man la rapport yi jaaxal. jaajëf. waaw ok añal ba pare. baal ma jël keneen lii mu waa Sagne Bambara sama copain naa fa jaar. bu lay bëggee bàyyi. ñu ngi bëggee ñu ngi siyaare.
ñu ngi lay siyaare bu baax a baax nga nuyu waa Sagne Bambara ku dugg aussi na may keneen dugg ci 77 020 26 94 bu nekkee aussi am ngeen seen vidéo vidéo yoo xamante ni clip yu tàng la mën ngeen ma ko envoyé ci numéro bi 77 bi 020 26 94 mooy numéro WhatsApp bi bu ngeen envoyé seen lien dinañ xool vidéo yi allo 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 maa ngi lay dégg. allo waaw. tur bi. allo maa ngi lay dégg. tur bi. Yaasin. ñoo tudd. non da ngay bàyyi télé bi ngay déglu télé bi ngay sori s'il vous plaît quoi da ngeen di sori télé bi su ngeen wootee wala ngeen bañ a jege seen télévision bi quoi bu ngeen di déglu allo allo aussi di wax ak téléspectateurs yi s'il vous plaît bu nekkee woote ngeen da ngeen di sori télé bi quoi wala ngeen bañ a déglu télé bi parce que bu ngeen di déglu télé bi du ngeen ñu dégg woote ci yéen rek day xaw a sori télé bi quoi wala bu leen jege télé bi bu ngeen wootee bu ngeen bëggee déggante bi neex ñu dalal fi Zigzag alias Machiavelli bàyyi jël keneen ci 77 020 26 94 ñu jël keneen bu nekkee am na keneen ku nekk ci online. allo. 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 allo waaw. waaw sang bi ñu ngi ziare. allo. allo. waaw maa ngi lay déggee de. waaw tur bi ak fooy wootee ni ok dem na bàyyi ñu jël keneen encore waaw Zigzag alias Machiavelli moom la ñu fi dalal mu nekk jeune bu am talent aussi koo xamante ni aussi il est dans la région de Kaolack allo allo. allo. waaw sëñ bi ziar naa la. allo. waaw tur bi ak fooy wootee ni. yeneen cool ah. waaw mu ngi cool mu ngi dope mu ngi nice. maa ngi wootee Parcelles. Parcelles Dakar. Kaolack. ok Parcelles Kaolack alors loo ñuy wax ci Machiavelli Zigzag. Machiavelli maa ngi lay bëggee. maa ngi lay fay bro. yeneen cool ah. oui mu ngi cool naka mu nag. cool. mais gis naa ne yaa ngi job lu nice yaa ngi job lu nice. oui jaajëf frère jaajëf. affaire yi moom jàpp too bare góorgóorlu quoi. si carrément. tur bi naka la yow. bàyyi nag xool maa ngi ñaan gars yi foofu noonu ñu tegal ma ko xoolal gars yi tegal ko benn son ñu bëggee ko nii gàlle instant gars yi ñu ngi toog nii bëgg a bëggee sa benn sound. ok ban sound. ok incha allah après dina ñëw incha allah nuyu ma waa gaale bu baax a baax. bien bro. baal ñu jël keneen. ok jaajëf. ok merci après dinañ ñëw ci yow dinañ teg beneen sound quoi merci baal ñu jéem a jël keneen encore bii sa waa gaale la waa PA xam naa gars yaa ngi añ ñi instant ñu ne ñu teg beneen sound ñu bëggee la quoi. et 77 020 26 94 univers hip hop commando by allo allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si na nga def. allo waaw. maa ngi fi. fan ngay wootee nii ak sa tur. Touba. Touba. waaw. alors loo ñuy wax ci suñu artiste bi Zigzag mën na wala mënut aay na non dafa mel ni kooku dem naa waa Touba waa Touba ñoo la doon woo si waa Touba moom boo fa demee Mbàkke ngay yem pour concert mais doo dugg Touba boo duggee Touba gars yi def Mbàkke ngay yem def fa concert sa fan su boobu dëkk Touba moom ndax xam ne Mbàkke ngay yem ñu ngi koy ziare bu baax a baax di ziare aussi waa Touba bu baax a baax ak gars yi nekk Mbàkke encore ñu ngi leen di ziare bu baax a baax te ñu dalal fii Zigzag alias Machiavelli cette émission univers hip hop avec la présentation de Commando Baye relève bi nouvelle génération bi aussi ñu war leen xam baa ñu jël kii allo allo allo. waaw waxal ci kaw ñu dégg la. allo waaw. waaw waxal bu baax. waaw maa lay bëgg de maa lay woowee Petit Mbao. Petit Mbao Dakar. waaw. waaw maa ngi lay dégg. mais lépp jaam ah. mais mu ngi cool ah alors looy wax ci sama artiste bi tey. waaw sa waay maa ngi koy bëgg de. ah yaa ngi koy bëggee ah. maa lay fay bro. maa ngi koy bëgg bu baax a baax di nga wax ma jàpp doo bàyyi. ok merci ñu ngi waa Petit Mbao bu baax. waaw da xam ne affaire yi moom affaire maa ngi lay fay bu baax bro. ok merci bro merci ñu ngi waa Petit Mbao waa Grand Mbao gars yi nekk jiike yëpp ñu ngi leen di bégg bu baax a baax di bégg Aba from PA Dakar Parcelles allo
allo allo allo dafa mel ni kooku aussi dem na ok dañuy ñëwaat ci zigzag et juste xam naa léegi émission bi jeex xam naa après je pense que quelques simili moo des ci émission bi mu jeex mais zigzag tey ci underground bi souvent yan problème ngeen di jànkonteel yéen aussi quoi parce que aussi ay question bi day retourner à chaque fois ci blème underground bi y a des problèmes yoo xamante ne le plus rapidement tey yi nga xamante ne moom ngeen di gën a jànkonteel mooy lan quoi étant underground te xam nañ ne underground dafa métti am na yoo xamante ne ci underground la ñuy nekk balaa ñoo génne album dañuy xaddi bàyyi ñenn ñi ci la ñuy nekk bu ñu amul benn support dañuy bàyyi ñeneen ñi dañuy naan DJ yi la ñu leen invité wu ñeneen ñi naan dañuy naan concert yi la ñii naan game bi amul promoteur ñii naan gis nga sànq ki fi nekk jógee dafa ne problème de clan la foofu boo bokk ci benn clan gars yi dañu la jël genre pour yow lan la quoi est-ce que tu valides ça ak yow sa point de vue par rapport ak loolu comme que yaay borom point de vue non man je valide pas ça xam nga rek parce que rap aussi dafa nekk affaire de jàppalante quoi nit ñi dañoo war a jàppalante ci hip hop bi pour gars yi mën ci lekk xaalis quoi. ok déjà problème bi problème de moyen la underground yi yow bu ñu waxee underground mooy koo xam ne ci suuf la nekk amul moyen pour jug quoi. xam nga problème bi problème de moyen la aussi itam gars yi nañ bàyyi problème ay affaire de clan la wala yooyu gars yi ñoo war di songante quoi. comme ni ma la ko waxee sànq. kii moo ngi clan peut-être bëgg la mais boo ko tàmmee di ko song di ko jox say produit bu yàggee moom. est-ce que yéen rappeurs yi bëriwul leen ay ñoddi parce que xam nga tax ma ne da ngeen a bëri ñoddi. yéen da ngeen di nekk artiste rappeur. nga nekk Daaru Ridwaan par exemple fa nga dëkk. doo wax ak sa waa koñ. sa waa koñ kenn du la xam. nga nekk fa nga naan yow yaay zigzag Machiavelli boo rombee gars yi doo leen nuyu. di leen jaay prek est-ce que boo organisé concert ñoom dinañ ñëw au retour est-ce que du yéenay créer seen propre ennemi yéen rappeurs yi quoi. non boo wootee concert boo jël kii allo. allo. waaw sang bi tur bi ak fooy wootee nii. allo allo. allo. tur bi sa tur ak fi ngay wootee. sa tur. allo. ok kooku dem na quoi est-ce que du loolu quoi. étant artiste nga nekk ci benn quartier. doo leen faale ngay ñëw di star est-ce que du yéenay propre yéenay créer seen ennemi ci foofu. waaw loolu tam si la des fois yow yaay créer sa bopp ay ennemi quoi. parce que boo nekkee si koñ xamoo nangoo faale kenn yow gars yi xamuñ ne sax rappeur nga tëgg concert bëgg mu fees mënul nekk. parce que gars yi mosuñ la déglu quoi duñ jënd luñ xamul. carrément yow yaa andi woon yow yaay kan na nga mel da nga war a ouvert si ñëpp quoi carrément. yow daaru Ridwaan boobu nga dëkk. allo allo. allo. ok kooku dem na encore Daaru Ridwaan boobu nga dëkk lan nga fa def ci côté social ci loo xamante ne tey waa Daaru Ridwaan xam nañ ne zigzag am na lu mu fi def ne ko fa di def ay zigzag rek j'espère am na loo fa xamante ne yaa ngi fay def ci acte social acte yoo xamante ne développement wala loo xamante ne en dehors de rap loo fa def wala loo fay waaj a def. allo oui allo allo allo. ay grand nanga la. waaw grand ça va. ça va bien et toi. waaye cool nice tranquille mais fan ngay wootee ni. ok. fan ngay wootee ni. waaw maa ngi Kaolack nangaan. fan ci Kaolack ak tur bi. maa ngi Abdou. ok Abdou loo ñuy wax ci suñu artiste bi zigzag alias Machiavelli révélation bi. dama bëgg grand bi son bi nice na. son bi nice na. jaajëf. waaw. ok kon jërëjëf merci. jaajëf. merci beaucoup. merci. léegi juste dañuy suivre benn clip vidéo ma en attendant ma ñëwaat ci téléspectateurs yi am na beneen clip vidéo boo xamante ne aussi def na ko en attendant ma ñëw ci gars yi bu nekkee régie tout est calé nga joxaat ñu la troisième vidéo de zigzag alias Machiavelli pour gars yi xam ko bu baax a baax let's go ñu suivre ko en attendant ma ñëw aussi ci. bandi million laa ko maa woy bandi million man duma bandi million de suma tur mooy le coupable gan sa man maay bandi million benn la si suma morceau yi comprendre yi ma woy benn si suma morceau yi yaa ngi dégg dama la woyal bandi million xam nga laa lay woyal capito déglu capito That is the BFG. D12. At your corner, my nigga.
Yeah, Kobazi Machiavelli. Zig Buzz Music. Yeah, yeah. Your boys is a Machiavelli. Dia Corner represent. That is a Buntu Picking Gang, yeah. Native gang. BFG, Capsi Side, Copa Machiavelli. Copa Ma niggas. Yeah. Man maa ngi ci paradoxe yaa ngi ci paragraphe zéro faiblesse comme natif yu nekk ci film sang ba foog ñu monter coup d'état pour mën a monter grade jëfu bandi xoolu bandi kanamu innocent ba lépp a leer ci sama bokkam dama woote ndel doo ko senti sama gaay fekk bi doo ko seen mënoo sa dox suñu maye ndax duñ la bàyyi xel man la ñam lu tàng kay la dëkk sëtt buur siin ba lu ma fay la gisagul comme taal bu yàlla taal nitu nen rek du ma kil bay moti laa ko dégg man may fil phase yow ngay fil neutre koy taal zéro volt nga sama groupe électron la sig boy Dedus under team boy ñun rek mën nañ ASC yo BFG ak Dedus U sama équipe dir yow est-ce que mus nga gis ñu dénk gonay ASP non sinon bakken gedde air ay loxo suuli nit ba son bi lañuy teg si baar yi dinga ko teg si kaar yi dinga ko laajte si ko maani mu leen laajte maani dinga ko fekk ci yenn kaay ñu def ko de baay te dinga ko dégg ci grand place yeeg jotaay baay ba man la dëgg gisu ma la dënga tuuti waaye ñu toog ndax fu ñu nekk dañ la suut foofu wàññi fan nga ne ma gën nga toog di ciip ñu coup point lañ gën a gëm sax ay coup foot ba flow bi gën a métti jeune surtout Darfour nigga pour xaar benn bal nigga xaar cartouche 12 millimètres sama kona kër Carrefour sa papa label bu fi ñëwee dañ koy partouche ba fi ma dëkk dañ lay gënal jàpp benn club amuñ lal booy dañ ko teele moo tax bëti xonk gën naa lii rey horoscope bokkul samay code minimiser sa papa wooye ma proctor et not appliqué Dedus under zigzag moo ko risqué et fuck you nigga da nga chiqué gang bi duñ stylis ñu flow shark lañ lay andil di ak koona étwi et boo ñu bëggul motherfucker boo ñu bind solis kambu yi gas nañ ko ba pare dañuy jàpp rek soli cimetière yi MC murder gang fi ñëpp dem police ba su ma jógee ñëpp pay man la Stephen Curry son bi bu daanu sa nopp sa mind du ko tëni yo Dedus under BFG shout out H gang bang bang sama koona rek nga mel ni pen te derme peinture mur yi ndaxte nekkoo suñu gang di ak koona lépp fii la ba si kër di change gang bi ñëpp yore casier judiciaire homie ñaata plante dama laaj ak commissaire sama koona du ay film homie dañuy gaar sama wagon dañoo miis toog di gis ay plante yeah gang bi ñëpp yore casier judiciaire homie ñaata plante dama laaj ak commissaire sama koona du ay film homie dañuy gaar sama wagon dañoo miis toog di gis ay plante yeah dañoo miis toog di gis ay plante yeah koona dañoo miis toog di gis ay plante buntu Pikine dañoo miis toog di gis ay plante hey BFG, Capsi Side, Yard Corner, gang, native gang. Gang, Rice, ok, il s'appelle Zigzag alias Machiavelli. Mais vidéo, je pense que aussi en même temps aussi c'est ça. Tu vois, il y a aussi un bandit, affaire de banditisme. Mais je pense que tu donnes à subir quoi. C'est quoi le secret? Le secret, moi, boy, ça me connaît. Nous quoi, c'est que man. Aussi lu may woy nekkul chaque jour loolu laay dund. lu ma gis sama gars yi di dund wala environnement. mais fii lan lañu fi dund environnement parce que gis naa début vidéo bi ñu wane benn gaan boo xamante ne bandi la. genre affaire demee noonu lan la quoi loolu loo fa bëgg a promouvoir da nga bëgg a promouvoir ne banditisme dafa baax wala banditisme dafa bon wala du carrière wala lan la en fait. non du carrière xam nga banditisme du lu baax. duñ ko jël di ko glorifier xam nga. lu tax aussi démarrage vidéo bi nga wane bandi bi quoi loo fa bëgg a jàngal gars yi. en fait kooku du bandi sax kooku dafay wax ne moom. kooku yaramam moo neexul quoi. ok kooku dafa am problème. message bi laa bëgg a xam quoi message bi en fait. message bi son bi ego trip la. ah ok ku nekk da ngay wax ne yaa fi mën man côté bu ma mënee. kon son bi ego trip nga doon def quoi. son bi ego trip la. ah du thématique quoi. du thématique ego trip la. da nga doon ego quoi di wane li nekk sa temps quoi. waaw ego bu bandi la rek. ok allo oui allo. allo. allo oui. ça va soxna si na nga def. allo. allo oui. ça va. waaye si ça va bien. ça va da ngay wàññi sa télé bi tuuti. ça va bien. koo toog dama bëgg mu yokk te xam ne hip hop bi moo mel noonu quoi. moo mel noonu d'accord naa mais yow fan ngay wootee nii. carrément. kii xam na. fooy wootee nii. jam ñaajo. jam ñaajo ah. jam ñaajo dama bëgg mu mel ni Dip Doundou Guiss ni moo def nice na macha allah. ok merci. d'accord tur bi. waaw ça va. sa tur. est-ce que mën nga ñu wax sa tur
ok nuyu ñu waa jam ñaajo bu baax a baax mu ne hip hop bi moom mel noonu Dash Real Girl. Carrément. ñu ngi shout down waa jam ñaajo di shout down aussi waa Yaraax. Elmo from Yaraax bi gëm nañu la bu baax a baax di shout down képp koo xamante ne en ce moment yaa ngi live di suivre TVS Saloum télévision bi cartonné jamono yi télévision bi gën a fën ci émission hip hop rap Galsen moo raw. juste ñu ñëwaat aussi. ok allo allo. oui ça va. allo oui. waaw maa ngi lay dégg sang bi. wàññil télé bi s'il vous plaît. allo allo. ok kooku aussi dem na Zigzag Machiavelli di bëggee sama copain Moustapha Dalmeida le grand monteur et de la télévision TVS Saloum. Kam de Medina Kaolack. Zigzag ñu ñëw tey ci crème underground bi. est-ce que tey gisoo ne am na embouteillage parce que y a trop de rappeurs. est-ce que rappeurs yi lu ñu bëri. lu tax tey seen réussite ngeen am problème de réussite parce que da ngeen di organiser concert da ngay ñëw concert ñëpp ay rappeurs lañ tey boo amoon message booy lancé à l'endroit say frères wala affaire yi lu mu bëree est-ce que jotul ñu xoolaat kii et kii en tant que yow artiste rappeur. waaw jot na ñu xoolaat kii et kii aussi tam ñu bëri dañ si dugg nii mais du passion moo leen si dugal quoi. ñu bëri peut-être dañoo bëgg siiw wala affaire yooyu nag. mais ku si nekk ndax passion xam nga kooku yàlla mën na ko jàppale quoi. parce que gëm-gëm rek mooy loo gëm yàlla fekk si la quoi. rappeurs yi bëri nañ mais rap bi tamit yaatu na xaj ñëpp mën nañ si wàllu. ñëpp am nañ si wàllu quoi. ñëpp am nañ ci wàllu. yow sa inspiration ci Machiavelli bi allo allo. allo. waaw sang bi. allo. waaw ñu ngi ziar ñu ngi lay dégg bu baax tur bi ak fooy wootee. allo. ayaya da ngay xaw a wàññi sa télé bi wala nga sori télé bi s'il vous plaît. allo. da ngay xaw a wàññi sa télé bi wala. ok sa inspiration bi ci Machiavelli. Machiavelli dafa en fait parce que Machiavelli c'est quand on parle de Machiavelli ñëpp ay seen xel day dem ci Tupac. yow lan la quoi Tupac moo la inspiré ci rap bi wala genre wala lan la ban son Tupac moo la inspiré ci loo xamante ne tey gis nga ko ba jël Zigzag alias Machiavelli. waaw léegi pour def benn rectification léegi nekkatul Zigzag Machiavelli quoi Zigzag RAS la. RAS mooy lan. Zigzag RAS sama tur la mooy Rémi Ahmadou Sarr. Rémi Ahmadou Sarr. man noonu laa tudd Zigzag RAS laa tudd. ok Zigzag léegi nekkatul Zigzag Machiavelli nag dafa nekkoon benn icône la déjà. boo xam ne ci légende la ci hip hop légende la ci hip hop. daf ma inspiré. tax na bu may commencé rap Zigzag Machiavelli laa commencé. kon yow je pense que yow Tupac moo la inspiré quoi. Tupac moo ma xaw a yow rap Galsen inspiré wul. non inspiré wu ma Tupac moom gën a inspiré. moo la gën a inspiré da nga doon suivre rap kaana yi quoi. dama doon suivre rap Galsen mais Tupac laa doon gën a bëggee que rap Galsen. bu ñu ñëwaatee ci rap Galsen yow par rapport ak li ngay def free rap bu la neex ngay def da nga free musique ngay def lan moo la gën a déranger ci rap Galsen yow instant yi nii loo xamante ne gis nga ne neexu la quoi en tant que jeune lii di nga ko fi jëlee quoi lan la. mooy grand yi jàppale booy rek looloo ma soof quoi. grand yi dem ba toll yenn stade yi. gis seen rak yi ñu ngi ci suuf di xoos. amuñ comme grand yi tey boo doon ciblé yan grand ngay wax quoi. non du ma fi nekk di tour mais grand yi. kon yow Machiavelli day tapet. non doo fee mais kuy imité Tupac kooku dafa war a. doo fee tapet dafa war a mais yow boo ñu góob bi gaaw da ko alcoolisé. nga ne diw jàppaleel gars yi diw quand même nga ciblé. non mais doo fee tapet mais yow lu may wax yow xam nga ko man sànq dama la wax ci Kaolack. wax la grand yi jàppale wuñ booy. waaw Kaolack yéen ñooy grand yi. mais grand yi xam nga leen ay kër gi la ñoo fi nekk. ok bu nekkee voilà icône Kaolack yi da nga bëgg wax Kaolack waa kër gi war nañu jàppale underground bi quoi. ci lañ bokk est-ce que waa kër gi tamit gars yi jàppale wuñu leen ba ñu àgg fu ñu àgg ñoom je pense que kenn jàppale wu leen ah. ñoom ñoo demal seen bopp. mais waruñ ko xool foofu. mais du question parce que ñoom bu ñuy commencé peut-être game bi demeewul woon noonu mais léegi dafa bëri rappeur. am na ñoom kër gi du ñàkk am nañ ay gars yoo xam ne ñoo ngi rap wala ñoo ngi dëkk seen koñ xam nañ leen. mais mën nañ leen jàppale. kon da nga jàpp ne grand yi ñoo war a jàppale booy yi quoi fii ñu avancé quoi. carrément moo tax game bi xaw a suux quoi. mais aussi booy itam bu ñu xaar ci grand yi aussi. loolu moo leen gën a taaral mooy aussi dañuy xaar ci grand yi. te yow est-ce que am na benn structure wala benn label bu la mos a link ne lay Zigzag gis naa ne li ngay def li nice na kaay ñu business kaay ñu job. non amul nag wax dëgg fa yàlla man maa fekk label yu ma dem yëpp man maa leen fekk quoi. yow yàlla leen di fekk. voilà léegi am na benn genre beat bu ñu la bëgg a jox ñu xool nga def ñu free trap freestyle. ñu xool ci lan lay demee bu nekkee régi tuddee kale ñu xoolaat beneen facette booy bi grand bi sax laa koy wax parce que am na talent bu baax a baax. booy la xool ndax am na beneen style balaa maa jël yeneen gars yi ngeen may ma tuuti maam Cheikh nga balancé ma beat bi ma xool free trap bi ndax mën na ci dem wala mënu ci dem. c'est à vous let's go ñu dem. Yeah. It's your boy Zig. The Alcona represent. Let's get it.
ñoo ngi TVS shout out DSU musuma joué PMI foogee proof nigga bu ngay rap homie maa ngi mako suuf nigga ñoo ngi romb génneel bopp rek ñu dóor sa MC bu ñu songee duñ ko génneel mako doom tey ji dañu xiif foog ñu génn fu ñu ne rab bi lañu signal bu ñu fayul dina naaj dañ koy manger cru yaa ma gën a xam ma nigga musoo dégg fu ñu dóoree pourtant ñëpp a dégg daaj homie mun nañ rabu démb motherfucker da ngay laaj ay baby hood gars yi nan dañuy laaj ba rabu démb rabu tay ba dañ ko denc suñu cash et foog sa nigga nekkul lu dul dëkk laay 3 bal moo des si gon bi kaay ma def la 3 trou maa sa NC face à face du sa kese discours maa leen mën ba jarul wax soxlawul ay discours dañu feeñ télé réew mel ni booy gis coupe yaa dàkk rap Galsen ba man la rap Galsen jéem a sóoru jën na baal comme 50 cent booy foo jëm fis kaay fi ma dig te leen man nag team bi suñu victime soxla oxygène booy ñëpp lay rey comme gan bi joué film guerre maa ngi ci kaw armée de l'air booy met en l'air sinon di nga piita man benn pirate du fi jiite da nga tips man bro. Yeah. mais boy bi am na talent ça que Kaolack Sénégal war ngeen xoolal boy bi zigzag la tudd. RAS. alias RAS ah. mais vraiment RAS rien à dire quoi. macha allah tu as du talent. mais lu ma gën a jaaxal dafa da ngay xaw a mel ni yow BMJ bu kii. wala Dog Boy bu Reptile Music est-ce que gars yi dañu la jaawale ak gars yi parce que souvent da nga xaw a mel ni yéen ñaar yéen a bokk flow quoi est-ce que amul ay tendance gars yi di la ko wax parfois parce que ku comprendre bu seetaane émission bi day jàpp ne Dog Boy bu Reptile Music la wala day jàpp ne BMJ sama gars yi du BMJ du waa Reptile kii Kaolack la dëkk est-ce que gars yi duñu jàpp loolu quoi en fait. si non des fois am na ñoo xam dañ may naan mais is lañ may gën a comparer quoi. is bu 814 dañu des fois ñu ne ma is ngeen rôle des fois sa flow bi affaire yooyu. mais kii zigzag la made in Kaolack baay. mais affaire de flow yi genre nan nga koy travailler quoi parce que gis naa ne yow tu as tendance da ngay varier say flow quoi en fait. allo oui. allo. allo waaw maa ngi lay dégg bu baax. allo maa ngi lay dégg. allo. télé bi ngay wàññi quoi wala nga xaw a sori télé bi ma dégg la. allo oui ça va. allo. waaw waxal maa ngi lay dégg. ok kooku dem naa mais s'il vous plaît bu nekkee gars yi woote ngeen da ngeen di bañ a déglu télé bi ngeen am retour da ngeen di xaw a sori télé bi wala ngeen xaw a sori tuuti télé bi wala ngeen xaw a wàññi seen télé bi pour ñu mën a déggante mais man maa ngi leen di dégg bu baax a baax zigzag côté boobu laay waxee quoi bi ngay travailler sa flow en fait lan la quoi c'est secret quoi. c'est que man day ñëw naturellement quoi man du ma forcer bind du man laa doon wax c'est que boo varier sa job ak rap bi. doo am temps bu bëri quoi. man temps en temps laay bind. waaw carrément si. man rarement laay bind su ma amee jot su ma ko sentiree laay bind te day ñëw noonu. kii naturellement quoi. naturellement lay ñëw quoi. carrément. ok lu ma fil laay bind quoi. li nga fil ngay bind quoi. tey fan nga bëgg a yóbbu rap Galsen d'ici 2 ans 3 ans foo xamante ne yow leer na la tu vois comme ku mel ni ñoom Ngaka ñoom Akhlou Brick waa kër gi et concert zigzag tey ñu ngi ci année 2019 muy 3 août 2019. est-ce que tey bu ñu la jëlaatee le 4 août 2020 dañu fekk zigzag génne na leneen dem na feneen yóbbu nga rap Galsen fan ak fan quoi nga am envie yóbbu rap Galsen. mais am na envie yóbbu rap Galsen fu sori. déjà am na envie yóbbu sama bopp déjà fu sori loolu moo njëkk a nekk prioritaire. yóbbu sama bopp fu sori. man gisuma ay toll ay ñoom fu ay dib di toll wala ay ngaak man damay xalaat pour dépasser leen quoi. parce que rappeur da nga war a viser loin quoi. man xalaatuma yem fu gars yi di yem. dama bëgg a game bi génn Sénégal. gars yi reconnaître ñu international fépp. si boy underground da ngay gis aussi boy yu fi nekk léegi nii ay ñoom dip ay ñu ngay wax. grand yi lañ gënoon reconnaître ci biti ko ñoom quoi. ci biti kon mais yow da nga bëgg yow nga romb leen quoi. oui carrément dañoo bëgg def loo xam day dépasser yooyu yëpp day dépasser sax même bu grand yi. ok mot de la fin bi lan la quoi loo xamante ne aussi amoon nga envie wax ko à la télévision bien vrai que on t'a pas posé la question je pense que on t'a tout posé les questions et les bonnes questions je pense que on les a posées tey yow l'émission ci à sa fin ñu ngi ci ay 2000 voix lan ngay tàggatoo ak li nga xamante ne moom ngay wax quoi Kaolack Sénégal ak ñi lay suivre ci émission univers hip hop par le biais de Commando Ba télévision TVS le mot de la fin bi. ci mot de la fin bi mooy nag gars yi gën a yokk job rek xam nga job rek ay fay quoi. aussi maa ngi charaat sama staff général Zigzag Machiavelli team. di charaat sama manager ak gars yi ma àndal. gars yi nga àndal. waaw sama waa koñ Diakona Buntu Pikine xam nga étru yi ñëpp maa ngi charaat ñëpp quoi. di la charaat yow Commando Ba ak waa TVS. waaw. Ok, merci encore. C'est par la voix de Zigzag alias RAS. Ce n'est plus Machiavelli, hein.
Zigzag il est de Kaolack souvent émission bi comme nu ngeen ko xamee on a l'habitude de le faire muy émission xam sa talent mais tey dañoo jël spécial univers hip hop dañuy wàcc ci quartier yi ci mbedd yi ci secteurs yi képp koo xamante ne aussi am na benn vidéo clip bu dox Mame Cheikh mën ngaa afficher numéro bi à l'antenne bu nekkee gars yi am nañ benn clip vidéo fu ngeen mënti nekk ci Sénégal à travers ce numéro su ngeen ma envoyé lien bi ñun dañuy jël clip bi téléchargé ko xool bu nekkee clip bi clip bu baax la incha allah dinañ ko jàllale ci émission bi parce que émission hip hop bi yéen a ko moom fu ngeen mënti nekk artiste bi fu mu mënti nekk Sénégal dinañ ko découvrir indi ko teg ko ci télé bi pour wane ne talent am kon merci encore Zigzag merci encore gars yi nga àndal et merci encore waa régie ñi nga xamante ne ñoo réalisé émission bi Mame Cheikh ñoom Free et consort merci encore sama copain Mr Moustapha Dalmeida moom mi nga xamante ne émission xam sa talent bu ñëwee fat moo koy monté dugal ci parce que bandi la di shout out aussi sa staff ak gars yi nga àndal ñaari copains yi li ñu tudd Adim ak kii El Capo Adim El Capo mais copain bi war nga ko shout out Sadio kii Mané non Kopa du ma waa kii ah. waa Diar Corner. waa Diar Corner. wax naa la Diar Corner ñëpp laay charaat. mais booy bëri ngay takkaay de gars sama rek. oui mais gis nga affaire de rappeur la rek. waa gars yi ba bokkoo ci gars yi la ba gars yi joxuñ la xaalis. non joxuñ la xaalis. ok merci émission bi jeex na tàkk merci Zigzag.